asalaamaaleykum sunu mbokku auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ci Sud FM seen rajo 98.5 ñëw ak yéen ci Retro Sport tey bi nag liñ ci gën a waxtaanee mooy affaire course hippique ndax dafa doon loo xam ne dafa bokk ci aada réew mi mu doon ay courses yoo xam ne bu amaan Sénégal yëpp dañ koy déglu du ñu fàttaliku mu grand prix chef de l'État yi fi amoon. ak propriétaire de chevaux yu mag yi fi amoon ak tamit jockey yu mag yi fi amoon ak ñi nga xam ne dañu bëgg course hippique ba ñu ràññee leen ci suñu xel nga ci dem Amadou Sambañ ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ak ñu fa fekk sonnoon lool ci course hippique def ci lu ne suñu xel tamit mi ngi ci Badaloo ak Pablo ak ñeneen ñoo xam ne limuñu leen waaye ñooñu lu nekk def nañ ko ci course. Actuellement nag CNG course hippique ki ko yore mooy sunu rakk sunu xarit sunu goro muy Cheikh Niang ànd ci ak ay xaritam ak ay mbokkam ñu koy doxal boobu ba tey sunu xel tamit nekk ci Umar Baw xale boobu nga xam ne tamit mu ngi ci course hippique yi di def lu baax fu mu nekk rek li jëm ci wàllu course hippique rek lu mu mën def na ko ci ak ñi nga xam ni ñoom lay àndal. kooku tamit ñu ngi koy félicité bu baax ginnaaw bi ñu félicité Cheikh Niang di am tamit sunuy ay xarit ak sunuy mbokk yoo xam ne ñu ngi ci woon course hippique bi ñi dañu génn àddina ñu leen di ñaanal ak ñi fi des tamit ñu leen di ñaanal pour course bi daal gën a taxaw ndax course tamit ci sunu aada la bokk loolu moo tax tey ñu invité Ousmane Doucouré nekk ancien membre du CNG nekk propriétaire de chevaux ancien administrateur civil moom tamit bokkoon na ñi nga xam ni ñoo doon yore gestion bi ak Pape Diassé bi nga xam ni ku ni course hippique sa xel dem ci moom ci bëgg-bëgg bu mu am course di ci liggéey di jàppale course hippique yi mu jaral ko lu nekk ku xam Pape Diassé xam ni course hippique mooy sport favori am ñooñu nag ñooy sunu invité tey dañuy waxtaan ak ñoom ci course yi mais buñ ci jógee tamit dañuy waxtaan ci maanaam sport bi de manière générale puisque depuis bi Covid bi amee ba léegi sport bi Sénégal dafa taxaw football bi ñu ngi naan janvier la làmb ji xamaguñu kañ la athlétisme bi ak yeneen discipline yi basket ak yooyu loolu yëpp dafa taxaw waan kooku nañ ci waxtaan ubbi micro bi nga xam ne am nañ ci xalaat ñu joxe ko kon li ñuy def mooy Ousmane Doucouré kon ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Papa Diop. El Hadj Papa Dieng maam la maa ngi lay sant di la jaajëfal ci occasion bi nga ma may ma mën a teew si ci jataay bii tey ñu fas yéene waxtaane lu ma soxal. C'est ça. gërëm la sant la jaare ko ci yow gërëm groupe Sud FM yëpp. jërëjëf. di leen xamal ne émission bi li tax ma sawar ñëw teew ci tey. dafay ne budul bii it daanaka du am bés bu ma rombee. bés bu ne ma dugg ci moo tax ba ma woowee ma ne la bu dee foofu def ñemeñ naa ñëw wax fa. dëgg la ndax li may wax soxal na ma te yaakaar naa ne it xam naa ko ba war naa ci mën a wax lu jariñ. dëgg la kon yàlla nañu yàlla defal tey. lu ñu fi wax rek muy lu jariñ ñu defar. loolu dong moo ñu andi tey ma gërëm la sant la. gërëm it mbokk yi mu ko siqal. nga ñëw maa dégg maa ngi jéggalu ci loolu waaye li ko waral rek. ñu bari xam nañ ko. yàlla def yaram mi demee ni moo tax léegi sama taxawaay bariwu ci waaye bàyyiwuma leen ndax boobu ba léegi maa ngi di leen topp ci li ñuy def te maa ngi yeewu fas ni ñoom itam. dëgg la jërëjëf ñu ne fàttali rek moom tamit propriétaire de chevaux la depuis plus de 40 ans. beneen invité tamit mooy Pape Diassé ku ni course hippique ni Pape Diassé kon Pape dañ lay bàyyi nga nuyu auditeurs yu Sud FM yi ñu dugg ci waxtaan bi. jërëjëf El Hadj Pape. maa ngi nuyoo di gërëm di sant. waaye nag maa ngi njëkk a jaal dugal sama njaal. ci sunu nit ku baax kii ñu amoon. muy Babacar Touré. fa mu nekk yal na yàlla dolli leeram. amiin yaa rabbi. ndax combattant la woon. ci côté yëpp. te bu ma dellu si bu ma toogee fii ci Sud FM. li ñu njëkk li moom laa njëkk a xalaat. lay dëgg la. kon yal na yàlla dolli leeram fa mu nekk. yéeneem ci réew mi mooy lu avancé réew mi donc. dëgg la loolu rek la bëggoon. dëgg la bu loolu weesoo nag. yow maa ngi lay gërëm. ndax mag ñi dañ ne ku yokkul yaa wàññi te alhamdulilah rabbil alamin yow côté bi nga féetee ñëpp gis nañ ko yaa ngi yokk bu baax yal na yàlla dolli sa sutura may la wér ak sa njaboot ak mboolem mi ci ñu fekkee li ñu fi tax a tey teew nag tey jii sant yàlla rek la
ndax li mag ñi wax fekkee moo waral njàmbat dañoo àgg foo xam ne nag tey jii xëy na bëggoon nañ ko waaye tey la ko yàlla dogal comme que nag ñun dafa am côté boo xam ni tool bi yaatu na waaye kenn ku nekk nag ak fa nga féetee nga bay fa sa waar. dëgg la loolu rek moo ñu indi tey. waaw jërëjëf Pape ñuy fàttali rek sunu mbokk yi tamit ñu ñaanal Bàcc Diop. waaw xale bu baax boobu nga xam ne tamit ndeysaan lu nekk la daj ci course. yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. maa ngi fàttali ko drapeau chef de l'état bi mu mujj ñëw sa Thiès ànd ak Bekaay Mbaye. waaw ak keroog teraanga yu mag yi nga xam ne def na ko fa. kooku moom defe naa ni course tamit ñàkk nañ ko mag a mag. ñu ngi koy jaale waa course bi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin xale bu baax. xale bu xam teraanga. xale bu am fulla. xale bu xam li nga xam ni moom la yore. xale bi nga xam ni ku bokk ci course rek. boo yàgg di dem di ko seetaan di ko jox cër. ci bëgg-bëgg bu mu amoon ci course bi. kon daal mbokk auditeurs yi loolu mooy waxtaanu tey bi Pape nag li ma lay jëkk a laaj mooy ginnaaw bi nga xamee ni course pique yi xale bi ñu ko dénk mooy Cheikh Niang. te bi ñu ko dénkee ba léegi ñàkkul coow li amoon na mais wàññeeku na. waaw ci pas-pasam. ci yéeneem ak ci bëgg-bëggam. muy xale boo xam ni dafa yàgg bëgg course. ñu def ko président mu yàgg nag topp ci ginnaaw ñi nga xam ne ñoo daan jiite ba tey jii yàlla teg mbir mi ci loxoom. li may commencé mooy li nga xam ne liggéey na ko ci course bi yow lan ak lan nga ci mën a wax pour nit ñi mën ko dégg d'abord yow. waa El Hadj Pape xam nga dafa am loo xam ni. àdduna as gor. bu toogee bay wax na wax dëgg. dëgg la. as gor. bu toogee bay wax nay wax lu mu xam. dëgg la. man alhamdulilah rabbil alamin li ma jot a gis ci Cheikh Niang. ak ñi mu àndal. li mag ñi wax nit ki lu mu dégg ngóor si. ba dégg ci góor gi loolu yàgg na. ndax loolu mooy kii ma jàkkaar lool. muy Ousmane Doucouré di Cheikh Niang. ak ñoom Xaasim Diop ak ñooñu ñu àndal ñëpp. ñoo fi nekkoon ànd ak mag ñi ñun ñii. ñu tuddee leen ay Benjamin. kon tey jii bu ñu demee ba ni kon koo ci xool bopp ba weex ñu am ay ñu war a am ay relève yu nekk suñu wet di suñuy doom ak suñuy jarbaat ñooñu ñi liggéey loolu ba agsi fii ñooñu jar nañoo jërëjëfal. dëgg la. te ku santul nit ñi doo sant yàlla. dëgg la. li nga ma laaj ci Cheikh Niang li ma ci jot a mën a xam. mooy Cheikh Niang jàmbaar ku la mënti jur yaay wane sa bopp. dëgg la. Cheikh ci am na côté boo xam ni moo fa wane boppam. man maag moom mii. li may wax Ousmane mii ma jàkkaar loolu xam na ko. auditeurs yi ñuy déglu ku mel ni sama mag Omar Diaw ak ñeneen ak ñeneen. san Omar Diaw. waaw. ak ñooñu nga doon wax. ndax ñoo fi nekkoon ak sunuy baay. lay dëgg la. ak sunuy nijaay. dëgg la. ak sunuy mag. lay dëgg la. ak ku mel ni ki nga xam ni kenn du wax kursu. te tudduloo ko. ndax def na ci loo xam ni mu ni maale kenn du ko fàtte. muy El Hadj Ibrahima Samba. dëgg la. El Hadj Bassirou Ndiaye Mbaye Anta. lay Mbaye Anta. docteur Babacar Diop. lay dëgg la. docteur Bawo. lay ndeysaan. docteur Souleymane Diaw. lay dëgg la. Amath Sam Wagne moomu nga wax. lay ndeysaan. sunu baay Serigne Takku Fall. lay ndeysaan. ak ku mel ni docteur Baara Diokhane. ak nag ki nga xam ni mën nañ ni c'est le meilleur. muy Makodou Diop. lay ndeysaan waaw sunu baay ma waaw. ak sunu baay Maguette Ndiaye. ñooñu ñoo fi nekkoon. ak ñoom Ousmane Camara. ak ñoom Ousmane Camara boobu. waaw ak ñoom Ablaye Nar Samb. Ablaye Nar Samb. waaw sama waay. tudd ko tudd. waaw ak yal na ko yàlla yërëm muy Pape Seck. ci yow laa ko daan fekk. waaw lay dégg ndeysaan bëccëg Ablaye waaw Nar. waaw ak Pape Seck mi nga xam ni amul lu mu deful ci course. lay dëgg la. ñooñu. dañu dundul woon ci course. dañuy dundal course. ak Aji Ndaw Ñang. ak Aji Ndaw waaw. léegi nag li indi mettitu course. Cheikh Niang. jàmbaar la lool. waaye ñi fi jiitu woon. dafa am côté buñ ko ëpp sens. ndax ñi fi jiitu woon ku mel ni Ousmane Doucouré ak ñoom ñii fi nekkoon ñëpp. ànd ak seen i mag ak seen i nijaay. ñoom dañ doon dundal course. waaye ñëwuñu woon pour dundul ci course. déedéet. Cheikh nag. ñi mu àndal tey jii. bu dee 100%. mën nañ ne 85% yëpp dañuy dund ci course. looloo tax ayuk Cheikh metti te mënul ni déedéet. gor ndax la gor la. li ma mën a wóor mooy. xam naa ni dawal naa man course yoo xam ni 92 93 maag moom fii ci technopole bi. fii ndox mi nekk. dañ daan def suñuy bu ñu dajalee def suñuy lettre plein. bu ñu dajalee lañ ñu indil ñu jaay suñuy billet bu ñu dajalee ba noppi fay premier
course bi fay deuxième course bi fay troisième course bi ba mu des quatrième course bi ak cinquième course bi ñun ñooy làmb suñuy poos dajale borom fas yi taxawuñu dañ fa daan toog ba 9h 9h30 ku mel ni Cheikh Niang bu ñu dajalee li ñu yor matul mu yónni sëfooram leen ndeysaan këram njawar ak am jom waaw ah noonu la mel jom la am njawar dem këram la mu fa fekk lépp mondi ko dëgg la bu ñëwee jox ma man maay fay ndeysaan ma fay fas yi bu fekkee am na yu ragalaat yu des ma ne jox leen rendez-vous ne leen ëllëg fekk leen ma grand place kon ñun daawuñu dund ci course dañ daan dundal course dëgg la léegi nag course ku ne avancé wul da ngaa wax lu la neex waaye ku siggi ne gisuma asamaan da ngay wax lu la neex waaye tey jii boo toogee léegi engagement ku mel ni sunu mag ji yàlla na yàlla guddal fanam te yàggal ko fi muy Ibrahima Baawo ñëw ak i engagement am engagé lu war a mat 30 chevaux wala 35 chevaux génne 800 000 wala 900 000 engagé fas yi loolu avancement course la course tas réunion jeex ñu génnee 5 millions teg ci taabal ji séddale ko borom fas yi te daanañ dawal lu war a mat 1 mois wala 2 mois lu ñu dawal 4 millions kon course avancé na ku ne course avancé wul nag dangaa fekkeewul loolu waaye ñun ñi nga xam ni man laa wax en personne maa daan yore licence fas yi loolu leer na Ousmane Doucouré mii parce que booba temps man ak Cheikh Niang ak Alaaji Ndiaye ñooy organiser. Alaaji Ndiaye waaw bu engagement jotee borom fas yi am na ñoo xam ne seen licence lañ ma daan jox 4 heures de matin lañ daan dem joor ga bu ñu ñëwee jaabal fas yi maa ngi fàttaliku ndeysaan ku mel ni docteur Bawo moo fa daan kenn daawu ko fa njëkk ak Baye Youssou Sourang ndax booba temps dañ daan ñëw ci joor gi dama matt taal ko di ci jaaru ndax seddaay fas wu daw ñu cornomètre la booba temps borom fas yi ñi ci mën a joxe engagement bariwul dañ daan dajale li ñu yor bu ma geesoo sama góor gu baax yàlla na yàlla dolli leeram badaloo laaj ma ne ma Pape loo yor waxal loo yor ak lan nga manqué ma ak lan nga bëgg ma def ko boo ko waxee li ma bëgg mu ne ma 1 million ngi nii engagé fas yëpp bu benn manqué waaw ma engagé fas yëpp bu ñu dawee ba noppi ñu calculé waat fas yi génnee kenn ku nekk la nga ci am nga jox la kenn du perte fekk na fi Ousmane Doucouré ñuy daw nekk ci loolu ba Pape Alassane Diop ñëwaat. ni sama Pape Alassane moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax. waaw di ko ñaanal yàlla may ko wér ak gudd fan. amiin yaa rabbal aalamiin téye na course bi téye bu rafet. waaw ba jox ko Cheikh Niang. ba jox ko Cheikh Niang Pape Alassane Diop. ndax avant loolu Baye Bassirou Ndiaye amul lu mu dajal ci course bi. ndeysaan moom itam. tey jii bu Sénégal bu ñu jugee fii dawali Dagana. grâce à Bassirou Ndiaye la. ndeysaan bu ñu jugee fii décentralisé dañuy daar ak yeneen. kenn ëpp ci doole Bassirou Ndiaye. Pape Alassane nag ñëw def loo xam ni. ndeysaan mën nañ ni ñi ko fi def ci borom fas yi ñi fi jaar bariwul. looy dëgg la ndax heure bu course ma saa taxaw. bu ñu réunion ba noppi. day génnee carnet des chèques rek sànni Omar Diop. ndeysaan Diop. na ko loo bëgg remplir foofu. ñu nekkee noonu ba yàlla dogal Pape Alassane nopp lu jël woo. rakam muy Cheikh. dénk ko course yi. Cheikh it di boole lu mu mën ak lu mu munul. borom jëm la. ndax xam naa ni def na lu mu munul. dëgg la ndax jàmbaar bu fekkee ne li nga mën rek ngay def dese ngaa doon jàmbaar. dëgg la boo dee defar da ngay def loo mën ak loo munul. muy def loolu ñuy def loolu di topp mbiru LONASE yi. Ousmane Doucouré lii may wax xam naa ne bu ñëwee am na bari. lu mu ci rectifié. ndax Ibrahima Sall PMI li ñuy wax ci affaire PMI bi. ñi ko fi njëkk indi. mooy ku mel ni El Hadj Samba Sow. Isaaxa Jigo Doro. ak sama papa. ak ñoom wiye Maguette Ndiaye. ak Ousmane Ndoye bu Tëngéej. dëgg la ñooñu ñoo fi njëkk a dawal Paris Mitel. fii ci course Dakar. ñu continuer di loolu ba yàlla dimbale ñu. ba LONASE ñëw. Ibrahima Samb ak ñoom Omar Diaw ñi ñoom liggéey nañ ci. ba LONASE ñëw dugal xaalis. ci jamonoy Bassirou Ndaw ñu continuer di dóor dàq ak ñoom ba yàlla dimbale ñu ba président li ñu doon bind 2% yi ñu doon wax bi président Macky Sall ñëwee gars yi dox ci wax ci ba mu accordé ñu ko waaye 2% yooyu ba nag ni fi ñu toll tembe ñu ngi ci. waaye bu fekkee dañuy waxal yàlla te yàlla tax loolu mooy ali kale ji. loolu ñamali rek lañ ci am. dëgg la waaw jërëjëf Pape kon fu mu nekk sunu mbokku auditeurs yi comme ni leen ko waxee sunu invité tey mooy Pape Diassé ak Ousmane Doucouré ñoo xam ne dañ leen ràññee ci course hippique yi
Ousmane. ñu ñëw ci li nga xam ni mooy taxawaayu LONASE ci course yi yow yàgg nga ci bureau bi ça fait plus de 40 ans boobu ba tey nga nekk propriétaire de chevaux aussi LONASE dimbal bi mu leen di daan dimbali démb mi ngi fi ba tey wala dañ koy yokk wala dafa wàññeeku wala nu mu demee. jërëjëf Alaaji Pape bon ma rectifier tuuti rek ci ne comité bi defuma ci 40 ans mais peut-être non ci maanaam propriétaire de chevaux depuis 40 ans. pour ñuy dégg tax may wax propriétaire de chevaux depuis 40 ans. mais def naa quand même ci comité bi lu war a tolloog à peu près 20 ans environ laata may bàyyi. alors mu jara leeral ni comme ni nga ko waxee léegi lim ngeen fi ay nit. ay tur. boo déggee tur yi rek da ngay naan waaw course naka la fa mbooloo mi mën a jaaree ba tey ci tey ñu taxaw léeg-léeg di wax naan am na ay jafe-jafe ak lënt ci biir dëgg la man bi may dugg comité booba temps amaguma fanweeri at. boobu gouvernement bi ci la décidé taxawal comité de gestion. loolu loolu ba environ. c'est-à-dire dans les années 87. alors gouvernement bi décidé taxawal comité bii fi nekk ba tey jii. kooku ban gouvernement la woon. c'était avec Abdou Diouf. Landing Sané moo jëkkoon nekk ministre ba. juste avant les élections de 88 après Pape je crois mon doyen mon collègue. Abdoulaye Matar remplacé ko. man booba lañ ma dugal. ma nekk xale ci biir groupe bi. ña ca nekkoon am nga ñu ngeen ci lim. Pape Alsana ko jiite woon. professeur Bawo topp ci. docteur Souleymane Diallo nekkoon ci. colonel Bara Diokhane. Serigne Tako Fall ancien directeur général des douanes. Babacar Diop ancien ambassadeur du Sénégal. Chimère Malick Diaw donc. Chimère Malick Diouf. une pléiade de cadres yu nga xamante ni. bi leen ci président di dugal. Modou Amar il est venu après. alors ñooñu groupe boobu bañ ciy dugg man mii sax dama ragaloon parce que boobu j'étais jeune fonctionnaire ma ragal ne su ma ci duggee ak fonction yi ma doon occupé. samay patron mën nañ ma cee am nañu jàpp ne kii day fo. waaye am na beneen kilifa bu ngeen tudd fii moo dalal sama xel muy Ousmane Camara. ancien président cour suprême gis nga góor googu personnalité boobu. liggéeyal na course lu ñu bari xamul te peut-être duñ ko xam. mais man mii di wax ak yow am naa lu ma ci yëg. parce que ba may ci dugg daanaka ci xel moo dalal sama xel ma ñemee dugg. par l'entremise de Pape Seck bi kii tudd fi moo kooku itam liggéey ci course lu nga xamante ni ba léegi ñu bari xamuñu ko. Pape Seck était l'ami intime de Jean Romanet le président de la fédération française de course. lu Pape Seck masa wax bu ko Jean Romanet fekk da ci d'accord. yóbbu nañ fi ay jockeys pendant je ne sais pas combien d'années il y avait 10 jockeys yu ñu yóbboon en stage. c'était sous le couvert de Pape avec Ibrahima Samb pour wax rek ne la. course li fi jaar ci ay nit ñu yiw ñooñu mën a limal sànq mat nañ ñooñu rek mënoon nañ ak gouvernement. dëgg la. donc course bu dee personne ressource rek la. lu ndey ci nit ku yiw ku xereñ jaar na fi. maintenant la question qu'il faut poser mooy comment se fait-il que ba tey ci tey ñu am jiixi jaaxa ci ne mu ngi dox ak mu ngi doxul. mu ngi dox Papa wax na ko parce que mooy membre man du ma membre bokkutuma. dëgg la man en 2005 ancien membre nga. voilà en 2005 laa génn. c'était sous le magistère à l'époque Youssou Ndiaye moo nekkoon ministre. j'avais quitté pour des raisons d'ordre professionnel. bon bref. boobu ba léegi nag taxul ma bàyyi. donc li nga wax ci LONASE. bon LONASE en fait loolu c'est une subvention de l'État lu tax subvention bi ñu am ci droit mooy ne PMU bi ñuy joué Sénégal nii ci façon France yi lañ koy joué. kon mel na ni course France yi. ñoo nu jàppale te noonu la demee. sans ma dugg ci détails yi ñoom ñoo ne woon danañu jàppale loterie nationale sénégalaise ci kaw ñu nangu seet ñiy dox ci course ak yar fas lu ñu leen jàppale. ñu ne kon bu dee loolu la nañu seet ci résultat bëritu LONASE ñu jox leen ci un pourcentage je crois que c'est dans l'ordre de 2%. man ba may bokk comité daanaa dem di toog sax ci réunion bi ñu daan def hebdomadaire chaque semaine pour seet naka la ñuy def ba jox ñu sunu kii boobu la sunu subvention bi 2% bi. mais ce qu'il faut retenir mooy nguur bu taxawee ne dafay appuyer un organisme moo xam organisme privé la comme ñun suñu bos bi ñun nous sommes presque parapublic parce que état dafa am ndigal ci li ñu doon def parce que boo seetee ministère de la jeunesse et des sports daf ñuy encadrer. ministère de l'élevage dañuy encadrer. kon gouvernement daanaka am na baat ci li ñuy def. donc bu ñu def ñuy jox subvention dafa laaj ci wàllu liggéey ñu am taxawaay bu nga xamante ni mooy permettre ñu mën a justifier ndimbal boobu état di ñu jox. dëgg la mais il faut reconnaître que dans le fonctionnement am na ci ay rëq-rëq parce que comité de gestion bu ñu toogee lépp 20 ans mu toog fi ba léegi y a problème. y a problème. li ma ko déggee ci yeneen discipline du ma tudd kenn laa suñu bos bi man li ma gën a daan booleeg ñoom mooy dama daan wax ne mais ñun il faut qu'on nous évalue. évaluer du nekk nañu audit finance boo nee évaluer rek Sénégal ñu def na nga ne audit financier waa ji lekk na xaalis ba déedéet.
organisation c'est l'ensemble. association boo amee dafa am au moins ci ñaari fànn yu ñu ko war a seetee naka la taxawee. parce que kuréel la boo xam ne mbooloo moo ko bokk. naka la ñuy liggéeyee est-ce que mbooloo mi ñëpp bokk nañu. mu nekk donc le cadre institutionnel. mais également la gestion participative est-ce que ñëpp bokk nañu ñëpp d'accord nañu. loolu moo waraloon course am ci région. ba ñëw département ba ñëw national. bon mais boo seetee comité bi fi nekk nii mais quelque part on a eu des problèmes. sur le plan organisationnel li ko waral nag. bokk na ci peut-être question bi may tontu bu ñu càggoon ci kanam ci ne pourquoi mu am ni ñoo jaar fa ba pare. mu sooxe. c'est parce que dans le fonctionnement dañuy am toujours une certaine li ñuy wax frilosité maanaam dafa am lu ñuy ragal. te li koy andi mooy. mag dafa am lu moom am lu ndaw moom. boo jëlee ni ndaw moom nga dénk ko mag. mën naa sooxe ci kaw na muy doxee day yéex. ba ndaw ñett duñ ci mën a ànd man li ma lay wax nii. c'est parce que pendant près de 20 ans maa nekkoon le benjamin du groupe. maa ci gënoon nekk ndaw. yàlla defoon nag ma nekkoon cadre parce que j'étais administrateur civil yore ay responsabilités xam naa li ma doon wax. j'ai été directeur du logement communautaire pendant 5 ans. fi nu fi ONG organisation associative xam naa ko. fu ma daan wax ak ñoom fi ma leen di bëgg a dugal damay seetlu ne dañuy moytu. parce que ay mag lañu. donc boole na nañ jaar fii dañu jàpp ne day diis ci ñoom xam nga mag mu dem comme man fi ma tollu tey. dem naa retraite am na yoo nga xamante ni àddina jaral ko moom boo ma ci bëggee dugal te ndaw ñi nekk fi du ngay solo dama naan bàyyi leen xale yi dem. booba nag ñun ñoo nekkoon xale yi mais bu ñu leen ci wootalee xoolal ñi ma la limal. des colonels des capitaines d'industrie anciens ambassadeurs. xam nga ñooñu am na façon liggéey magistrat. voilà boo leen ci bëggee dugal dañuy wax ne la lii yëfi xale la ñun mënuñ ci dem. donc dañ leen naan bàyyil nañ teeyal rek teelul mu waral lii ñu dal tey. may ñaax nag xale yi ak ji ko yor tey par rapport à la LONASE comme par rapport à l'État nañu bàyyi xel ci ne li ma dal yi ñaanu ma yàlla mu dal leen ñoom mooy ñu nekk ci biir di gis di xam di xàmmee te duñu mën a jariñ ba xëy génn comme ni ma génnee toog ci biti bàyyi ko fa dafa yàgg rek day yàgg rek kon nañu góorgóorlu mag ñi nañu xam ne mbir mi moomatuñu ko dañ koy téyeel xale yi nañ leen yaatalal waaye xale yi ñin koy joxit na nekk xale yu nga xamante dañu am pas-pas moi je veux bien qu'on fasse appel à des jeunes mais que ce ne soit pas des snobs ñoo xam dañu ñëw tey parce que xew-xewu jamono bëgg nañ ñoo xam ne jënd fas yomb na mais yor ko moo jafe man fas yi ma jëkk a am c'était en 1980 maa ko juddule 80 ba tey amul benn bis bu fas yeewul sama kër ba fi mu ne may wax ak yow te fas naa yéene samay doom sax bu ñu ko mënee ñu dugg ci téye donc mbir mi noonu la demee doo ci dugg parce que xew-xewu jamono la nga ne neex na tey maa ngi ci bëgg ma génn bu ko defee l'état du Sénégal nunu fara duñu jox considération bi ñu war a am donc état du Sénégal daf ci am part de responsabilité bu nga xam ne il faut mu assumer ko bu ñu maintenir CNG bii bala ñoo defati deneen nañ def une évaluation ñu seet par rapport à orientation ba ñu koy jox en 87 y avait une lettre de mission on nous avait dit yéen fexe leen ba comme fédération amatul ndax yéen a ngi féewaloo ci seen biir yéen a ngi réer ñii aw ni mais fexe leen ba regrouper ñëpp les professionnels du cheval moo xam maréchal ferrant moo xam cordonnier moo xam jockey moo xam entraîneur ba ci les supporters là fexe leen nu nga leen organiser ci kuréel pour que ngeen am àgg ci niveau de maturation buy tax ñu yaakaar ne yéen tey xaj na ku bëgg a évoluer vers un stade bu gën a féete kaw tuuti parce que maa ngi dégg ñu wax ay affaires yu sociétés yooyu daañu ci àggaat mais foofu dafa am lu ma laaj tu ne peux pas professionnaliser moom lu daal ci yenn secteurs yi du ma tudd benn mais am na ci discipline yoo xam ne boo waxee ñu naan dañ ko bëgg a professionnaliser mais professionnaliser avec qui bu fekkente ñoo nga xamante ni ñoom liggéeyuñu amuñu métier amuñu dara seen kuréel yi ñu ànd dañuy ànd waxtaan grand place bu wax jotee ñu bokk ànd wax bu ñu fa jógee ku nekk dem këram mais loolu mënul développer benn compartiment sport bi ñun c'est le même problème moom nañu dund tey maa moom sama fas xaw ma kañ laa gëj a gis beroom na leen fas bu ñu waxul téléphone du ñu gisante nous sommes une communauté ñoo bokk lépp bu jëkkoon suñu bàyyi daaw ñu defee noonu ñi mu lim fii ay Dudu Samba Sow ak Youssou Sourang man Youssou Sourang maa ngi fàttaliku mas naa dawal ay fasam jóge Louga ñëw Tëgéej ba mu ñëwee sama bàyyi dafa génne fas yi ma amoon yëpp ne nañ jël fas ñooñu dugal leen ci biir curia ñuy dem mu ngi ànd bàyyi bi Amari Cissé ñuy dem di dem ba xoolal ma denc man doomu Amari Cissé ma yor fas tuddee ko am doon ci doomam sama fas bi ma jëkk amal sama bopp doomam jóg laa tuddee muy Ceew Cissé pour wax la de course dafa am lu ñu yàlla may lu nga xamante ni man damay jaaxle bu ma gisee ñi fi nekk di ko sàggane ñun dongal ñoo fi nekk discipline sportive boo xamante ni président bu fi jaar peut-être le président actuel defa ko Abdoulaye Wade mënu ko woon def parce qu'il était vieux mais il nous a envoyé son fils on oublie que monsieur Karim Wade est venu galoper sur notre hippodrome pendant un grand prix du chef là il a galopé sur 1000 mètres avec un cheval il était venu représenter le chef de l'État bi mu ñëwee dañ ko jox fas mu war ko jaabal ko 1000 mètres ci course bi ñun ñoo fi am loolu. président Abdou Diouf 81. Senghor sax ñëw na hippodrome. président Abdou Diouf pour wax la ne la. foola mu nga xamante ni li ñu am beneen discipline amu ko fi.
donc ñi ko yor ngalla nañu góorgóorlu defaraat seen taxawaay bañ a ragal nag ku leen ne leen yéen ni ngeen toogee jekkul parce que mooy dëgg gi. On ne peut pas aujourd'hui dawal pendant 2 années 3 années Mbàkke dawalul Jurbel dawalul Louga sax bu dawalee benn yoon day doon Daara Jolof ba nga xamante ne fa la centre arabe yi jëkk a nekk. ñu ngi leen ay fas ñu koy juddale mënuñu ko jaay parce que fas yi duñu daw. Donc où est la décentralisation dans tout ça? Ça n'existe pas. Donc y a problème. Donc man li may wax nii xam nga man weesu naa atu naan damay yóotu di bëgg dara soxlawoo ma ci dara. xel xalaatul sax man damay bokk di ko ndax ñaanoon naa yàlla ne bu ma amee juróom-benn fukki at bu ma ci naree taxawati di xëcc wala ma wax yàlla na ma yàlla rey. yàlla defal ma li ma defal tey ma am chance mënutuma sax ci bokk. waaye li may wax ngalla xale yi dañu góorgóorlu. fas léegi caaxaan yoratu ko. ba pare fas yi ñu yor sax dañu raw fas. aujourd'hui fas yi ñu am race Sénégal gii ku dul Afrique du Nord doo Afrique du Sud ñoo fi man boo jógee fii ma lay wax ni ba Éthiopie romb ak Ghana Nigéria dëkk yooyu yëpp bu ñu ne fas sunu garaaw la ñu rek man dem naa ba Niger j'ai rencontré le président de la fédération des courses du Niger à l'hippodrome ils m'ont fait voir ce show ma ne ko mais monsieur le président je suis désolé mais yéen fas yi ngeen dawal mu ne ma waaw ma ne ko yéen ñoo leen jox leen ay fas mu ne ma non yéen fas yi ngeen yor dañoo ragal ne mënuñu ko yor ñun parce que dañoo leen raase ba ñun bu ñëwoon fii góobu na mën nañu yor ma ne ko mën na leen yor parce que climat bi ma fekk fii moo nekk Daara Jolof te fas yaa ngi fay dund pour war na ni ñu xawee ñooñu tey ci tey waroon naa fekk ñu am un centre de formation bu nga xam ne tous les jockeys les entraîneurs les professionnels du cheval fii la ñuy jógee Sénégal di dem jàppale waa Niger jàppale waa Mali jàppale waa Ghana ak feneen mais ba léegi defuñu ko moo tax bonne réalisation je suis de Pape yow yaa bokk bi te man bokkuma ko de donc ragaluma ko wax sur ce plan là vous avez failli et à l'heure où je vous parle ils sont en train de nous faire perdre le terrain de Rufisque Tanor Anta Mbaxar ñu ngi koy bëgg a jël ñu ngi fa def am marché xaw ma lan loo xamante ni ku xam fu ñu tuddee course ne Tanor Anta Mbaxar Ablaye Naar fi waroon nekk tey wax ci ndeysaan man ma juddoo foofu yaroo fa maa fa xam ñu bëgg a xëy da dañu nangu suñu terrain boo def ko marché xaw ma lan ak la Tanor liggéey Tëngéej liggéey ko Sénégal loolu nañ ñu dimbale ngir yàlla ak yonente ba ça je le dis à l'attention de Cheikh Pape yaa ngi nii ci comité ba ngeen bokk boo leen sàgganee ba ñu nangu terrain boobu du ñu leen ko baal àddina du ñu leen ko baal àllaxira xam nga danaa ko dog te loolu LONASE mën na cee jàpp keneen mën na cee def d'accord li ma koy dëggee LONASE sori na LONASE sori na borom dëj bi war naa mën a jooy dëjëm EFAS moo ko jël ci terre bi lañ ko jël boole ko ci yoon wi boole ko ci yoon wi APIX ñoo ko jël APIX li ñu jël ci kër fay nañ seen i borom li ñu jël ci église fay nañ seen i borom li ñu jël ci jàkka fay nañ seen borom ñun li ñu bëgg ñu seet nu ñu yokkalee course ba nañu def ba fay ñooña kër yi dend ak course bi ñu def ba fay ñooña defaraat ñu suñu may ma dog la foofu li ngay wax ni waaw ñoom lu ñu yëkkati ci projet ne RSE responsabilité sociétale maanaam la ñu yàqal waa dëkkandoo ya ñu seet nu ñu leen roggantee ragg seen gannaaw mais ñun pourquoi duñu ko defal jël nañ ci sunu terrain lu nga xamante ni ñu ngi naan piste ba dana ko mën rek du ko matul lañu nangoo sunu terrain jam jaajo parce que encore loolu itam dañ ko war a wax Pape amoon nañu terrain ba ñëw Ousmane may ma parce que mais rek moo xoofu ne dama ko wax ne la neexal amu ci ñun dañoo ameel delloo ñu leen ñu moom ci lay ñëw fekk ñu sunu terrain kenn def ko ñeme ñu ko def ci terrain football ko defal ci lay ñëw alay Pape li mu wax ci décentralisation loolu lañ daan def waaye mën nañ ni gëj na fi bu ñuy wax ca président Ablaye Wade ndax boo xoolee man nii jamonoy président Ablaye Wade kii fi doonoon premier ministre jàppale na ñun waa ngir ngi new ba ñu dawal ay course yu ñaari course ba ñett fa la dëkkoon gée ngi new waaw ñu dawal fa course yu neex continuer Souleymane Ndéné Ndiaye di ko remercier bu baax parce que fa la dëkk indil na way gée ngi new woo xam ni benn la man fu ma jaar tey jii ñu naan ma course ba nooy ndeysaan te Ablaye Wade mënuñu ko bañ a gërëm déedéet ndax loolu mu wax nii il faut que ñu commencé ko ca garab boo yéeg da ngay jaar ca taat ba gannaaw bi président Senghor jàllee Abdou Diouf ñëw président Abdou Diouf dafa ñëw lii may wax Ousmane Doucouré mën na ko àggale génnee 500 millions pour hippodrome national jox ko Tanor pour ñu préparer hippodrome national muy xool la ca des ñu seet nuñ ko complété dara umb ci Ousmane dana ko leeral bi loolu ñëwee bi mu jàllee président Ablaye Wade ñëw defal ñu loo xam ni wax dëgg yàlla boobu ba tey amaatuñu ko ñu araba ara national ba noppi tabaxal ñu hippodrome
ca Kébémer. clôturé ko hippodrome baa nga fa. parce que ñun amatuñu hippodrome. mais tax du leen daw Kébémer. voilà benn rek la ñu dese. muy Thiès à part Thiès amuñu benn hippodrome. bu Kébémer bi nag. bu Kébémer ba. xam nga dawali Kébémer léegi ku nekkul à pouvoir mun ñu fa dawal. président Abdoulaye Wade moo ñu fa naan jàppale. jël Mamadou Diané jox ko xaalis. mu invité ñëpp. ñëw lu war ci course ba mu def ko. léegi foofa actuellement Mamadou Diané yàlla na ko yàlla may wér. ak wérle. waaye position permettre ko. mu mën a dawal Kébémer. Thiès lañ fi dese. Tëngéej jël nañ ko. guddi gu bët setagul nañ xamaguñu fu ñuy mujj ak moom. li ñu yaakaaroon kenn moo fi décentralisé bu leer naññi. ndax ki ko njëkk a def mooy sunu mag Omar Diaw. moo njëkk a dawal président Macky Sall. bi mu doonee. premier ministre. bi mu doonee premier ministre bi mu doonee appuyé président assemblée nationale. ñaari course la fa dawal. di ñaan yàlla Macky Sall. doon président. parce que ba muy dawal maa ngi toog. Ibrahima Samb mii la ñuy wax moom la def unité d'honneur. ne ñaan naa yàlla incha allah président Macky Sall dana ñëw fii ñu dawale ko fi grand prix chef de l'état. te loolu. kii ñu doon tudd léegi. def na lu mu mën ak lu mu mënul. kan la muy Cheikh Tidiane Niang. ak waa comité bi. dëgg la fa ñu njëkk a tracé course ba. def nañ fa pendant une semaine ak tracteur lu ñu nekk ñu daj ko ca. ba xool xam ne course ba mënul sotti. yàlla ji taw muy jamonoy nawet. ñu mujj dem contacter direct ak sunu ministre bu baax bi amul lu mu ci dajul. Matar Ba. ñu jóge fii dem contacter général bi. ñu mujj ñu jox ca bayaalu gendarmerie ba. ñaari course yi ñu dawalee président de la république. yëpp fa lañ ko dawalee waaye man amoon naa fierté nii président Ablaye Wade def dëkkam defar fa ara defaral ñu fa course jël hippodrome national invité ñu pale ñun ñëpp ñu toog mu ne damaa bëggoon hippodrome national bi ma tabax ko Kébémer ndax maag Mamadou Diané ñii ñun Kébémer la ñu dëkk waaye nag du suñu yëf du yëfu Mamadou Diané yëfu nation bi ñoo ko bokk léegi nag comme que loolu am na nañ jéem a xool fu baax man am naa ñu ma doon wax ñu wutal ma jam ñaajo parce que sama xalaat rek la bu fekkee ni d'accord leen foofu ngeen wax moom moo wax loolu de président Abdoulaye Wade moo wax loolu léegi ndax damaa calculer jam ñaajo ñu jóge Kaolack mën nañu ñëw ñu jóge Dakar ñu jóge Dakar mën nañu ñëw ñu jóge Louga mën nañu ñëw ñu jóge Ndar mën nañu ñëw centre la mu jël général Pathé Seck ma mu dénkoon araba mu liggéey ko moom itam ñu ngi koy remercier de passage suñu kilifa la ndax moo ñu yoroon gendarmerie yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér ak njabootam ak ñi mu fi nekkal ñëpp mu taxawu loolu maa ngi fàttali ko benn bis mas naa di dem Mbuur hôtel Palme bis bi ma ñëwee ba romb croisement bi ma dajeeg adjudant bi nekkoon escadron monté ñu ñëw foofu mu séen ma taxaw mu ne ma Dakar ma ne ko man Mbuur laa jëm mu ne ma yow nag il faut nga yóbbu ma Dakar parce que seen problème laa doon régler ma ne ko mu ne ma général bi dafa ñu yobaloon pour ñu jéem a xool ak waa domaine yi fii président moo ko sant pour fu ñu mën a am course boobu Alaaji Gueye defe naa mi ngi may dégg dem nañ ba ak maire Diamniadio dem nañ ba localiser ko ba ni terrain bi am na ci jamonoy président de la République mu ne foofu la ñuy tabaxal bi président Macky Sall ñëwee defe naa fekk na fa terrain ba waaye président Macky Sall moom ne léegi pour ñu décentraliser nañ ko yóbbu Lagros fa la ñuy tabaxam hippodrome national ñun ñuy Lagros la ñuy yóbbu waaye fi ñu toll tembe pa Alaaji Pape bu ñu dee wax dëgg te yàlla tax ku gën a sonn borom fas yi amul te maa ngi lancé appel président de la République di ko jaaree ci sunu ministre Matar Ba ak ministre de l'élevage ñoom ñëw nañ ba gis li borom fas yi daj te jamono bii fii ñu toll tembe ñu ngi ci mbas mi xam nga ni ku xool yore 18 chevaux ñii 21 chevaux ñii am 30 ku mel ni sama mag ji professeur moom dafa defar waaye yàqul. professeur Sakhir Thiam. moom ñaar rek la liggéeyal Sénégal jàngal. nit ñi ak fas. te ñaar yàlla dimbali na ko. moom laa bay naat lan wax. waaw yenn yu nekk am na ci réussir. dëgg la ndax moo keroog bi président Abdou Diouf ñëwee. 1981. ministre la ko def. ministre la ko def waaye jàmmalay 2. moo raw grand prix chef de l'État. lay dëgg la mu jóge fa def ko ministre. boobaak léegi. mu sas ko. ba tey jii. bàyyiwul kenn ku nekk xam na ni fu waay tollu dégg nga fi
président université Bourguiba. ak ñi mu fi formé. sur le plan international. lu mu am mu yemale ko ci. ak li jamono yi métti. ak résultats yi mu am. lay dëgg la tey jii boo demee Daara. bari na fa borom fas yoo xam ni. tey jii dem nañu Màkka. grâce à Sakhir Thiam. fas la ñuy jaay dem Màkka. am na ñoo xam ni tabax nañ seen i kër. fas la ñu jaay tabax seen i kër. am na ñoo xam ne tey jii woto yu ñu jëndoon di ko liggéeyee. Sakhir a jënd seen i fas ñu jënd seen i woto. am na ñoo xam ne tey jii. seen i doom nga Europe. seen i fas la ñu jaay. Sakhir Thiam liggéeyal na réew mu liggéeyal réew kon Sakhir ñu koy liggéeyal na passage. dëgg la ñu ngi ko ñaanal moom tamit. waaw moom itam ñu koy ñaanal wax dëgg yàlla am na jéego moom. waaye Alaaji Pape. ñu ngi ñaan. fas yaa ngi nii. bu ñu yàlla dimbalee. léegi fas yi commencé génn. te amuñu piste bu ñu jaabalee. bu jaabal jotee boo demee fële Sangalkam. bul jaar sama tool bul jaar sama tool. comme que président permettre nañu. ba ñu ne am nañ hippodrome. hippodrome boobu bu fekkee tabax gi. yéex na. mën a gën a sotti ndax jamono doy dox. nañ ñu permettre fas yii ñu am bu course ubbi balaa course yi ubbi ñu am fu ñu jaabalee. am naa ci xel mu dal nag ndax bërki démb dong maa ngi seetaan RTS te ba mu demee France président France defe naa loolu sax la ko yóbbu. te xëy na président dafa ni. ñii maa fii teg ñoom. du ma njëkkal du ma ñoom ñooy man maay ñoom. du ma leen njëkk a sédd. waaye sédd ñu jot na kat. dëgg la jot na. ndax làmb ji am nañu. tabaxal na leen. football bi tabaxal na leen. basket baa ngeen ne tabaxal na dëgg la te ñun amaguñu dara. te war ngeen a am. te war nañoo am te président. dëgg la te léegi la. waaye sport yëpp course ci jiitu woon. maa ngi fàttaliku li may wax yow xam nga ko. dañ daan toog dawal course ba jeex. arène sénégalaise du fees. njob ma daan jaay billet ya xam nga njob bu baax. bu baax njob xam nga ko bu baax. bu baax a baax bu course ba tasee. waa course ba départ. ñëpp ñëw feesal arène sénégalaise. dëgg la ak ñu ànd ak Alaaji Ablaye Nar Samb. kon course moo doon meilleur sport boo xam ni. moom la ñëpp doon xaar. waaye fi ñu toll tembe. ñun ñoo des gannaaw. président nag mi ngi ñuy jàppale. waaye biñ ci gën a yitteel tey jii. muy na dimbale borom fas yi. dëgg la. dimbal lii muy génnee di ko dimbale. na dimbale borom fas yi. boole borom fas yi. na ci borom fas yi. parce que tey jii boo xoolee amul benn kër boo xam ne boo fa tegee 100 kilos. du leen yóbbu weer. dëgg la. am na écurie yoo xam ne tey jii boo demee ñaari 100 kilos dajji nañ ko. pour dundalee seen i fas. dëgg la te ay chef d'entreprise lañu. te jamono bi mbas mi jàpp na leen. te liñ doon liggéey dara doxatu ci. dara doxatu ci. dëgg la ñëpp xam nañ ko. te écurie boo fa dugg. da nga fa fekk lu war a mat 40 personnes. wala 30 personnes. waxuma sax waaye ceeb bi ñu doon séddalee. waroon nañ cee njëkk a sédd borom fas yi ak diwlin yi. ndax fas yi. te di dimbali ñu nag. dimbale borom fas yi parce que saison ren bii dañoo am cat. demul fenn. te ba Amadou Samba Kane laataa dem. li ñu doon jot LONASE ba na gën a jotatuñu ko. ku bees kii ñëwit yaa ñu ngi koy dalal. waaye nañ ñu dimbale. kilifa bu waxee waxam waaw la président signé nañu 2%. nañu fexe su ku saraxul gumba. wax dëgg bàyyi ko yalwaanam. dëgg suñu 2% ñu am nañ ñu ko jox. dëgg la ah Ousmane foofu dañ ciy ñëw. ndax yow léegi da nga wax ni diggante maanaam course hippique ak ay LONASE ak yooyu dafa am lu ñu séq. loo xam ni président de la république moo ko taxawal. taxawaay boobu nga xam ne LONASE daf koy daan taxaw moom laaj naa la sànq ndax taxawaay boobu fu mu toll ndax dafay yokk wala yokkuwul wala déet ndax tamit 2% yooyu nga xam ni am ngeen ko ci LONASE bu ñu leen ko joxee xëy na du faj lu bari mais tamit dina wàññi lu bari. peut-être. jërëjëf Alaaji Pape c'est vrai. dugg ci détail boobu de parce que aussi man comme ni ma la wax rek man je ne suis plus membre du comité. waaw mais nag tu es un ancien. non dinaa ñëw dama la bëgg a expliquer position yi man ak Pape Diassé mi li ñuy nekk xarit di ànd du ñu bokk forcément position. pas du tout. parce que comme ñoom ñooy jiite ñoo yor. je peux comprendre qu'ils parlent en syndicat. ba àgg di victimiser wu. ki ne bon jàppale wu ñeen et cetera mais man damay ne. cër bi ñu nguur gi jox dans cette affaire. est-ce que téye nañ ko ni ñu ko war a téye. mais est-ce que ñu ngi encaissé xaalis bi. liñ ci doon encaissé ci liñ ma dégg ci ñoom mooy la ñu doon wax boobu ba léegi te duñu leen ko jox globalement par saccade dañ leen jox une tranche de 20 000 25 millions par mois et cetera. en fait dañ leen garder sous tutelle. mais ci ñoom la. comment ça dañ koy gett. duñ ko gedd dama ne jotul dara. nañu nangu di liggéey sur la base de programme. d'accord. moo tax sànq ma ne la l'état ne seetaat boppam. mënul jox cër kuréel bu toll nii
ñu jabooteel mbooloo mu kenn xamul nu mu toll ba pare tu ne peux pas les évaluer pour xam ndax li nga diggoon ak ñoom ñu ngi koy defal defuñu ko. dëgg la yaa ma gën a xam comment ça fonctionne les associations sportives et culturelles. On attend la fin de l'année. def assemblée générale. on présente un bilan d'activité. joxoon nañu 100 jaay nañu 125. 25 ñoo ko ci dellu. point barre. côté financier. du point de vue institutionnel ban encadrement ngeen def lan ngeen yokk ci nit ñi kenn du ci wax dara. en perspective lan ngeen envisager pour mën a génn ci li ngeen nekk ci li ngeen amal seen bopp ak li ngeen yaakaar feneen duñ ci wax dara. état bi tamit waaf ci loolu. état mu ngi mel ni borom kër gu nga xamante ne dafa yor dépense am. te fi mu koy jëlee moo ko xam. bu ko njabootam laaj waxul ne ko bàyyi lii moom la ñu soxla ëllëg lii la ñu war te ñun lii rek la ñu am nangam. mu seet la mu am la mu ci mën a comp rek la lay jox. c'est comme ça que l'État fonctionne avec nous 125 millions par an. pour une communauté de je ne sais pas combien de propriétaires de chevaux. ñu war a dawal 20 journées xaw ma combien de journées mais c'est rien du tout. mais ci ñoom ñii yor ko la ndax fa ñu leen bàyyi woon man ba may bàyyi ak léegi ça fait plus de 15 ans. fa ma leen bàyyi woon ba léegi fa laa leen dégg. donc du ma jox responsabilité bi état dama ne ñoom itam ci lañ bokk nañu liggéey sur la base de programme de travail. nga xam ne dañu naan atum déwén. non seulement dañ dawal nangami journée mais war nañoo former nangami jockey dégg nga li ma wax dama ne la pour professionnaliser course de chevaux. mais c'est pas monter une société contrairement à ce que certains disent. il faut qu'on commence par les personnes du cheval. jockey yi fi nekk ne kenn formé wu leen dañ leen di for ci mbedd mi rek andi leen dugal leen ñu war ñaari yoon ñett yi teg leen bés bu accident amoon du fenn féete fenn amul assurance amul dara boo amee assurance famille assurance bidon yaa ma gën a xam comment ça se passe. on avait nous avec Ibrahima Samb la montée en suspension ñun ñoo ko fi jëkk initié. je me souviens le premier séminaire qui s'est tenu à Mbao man mii la comité bi yónni woon. ma dem pour assister à la séance de clôture ñu xool la ñaata formé Pape Seck bi ñu am fii. c'est même pas il n'est même pas professionnel de l'hippisme moom il est plutôt du sport équestre. mais yàlla may na ko mu amoon cawarte ak xereñ. gu mu nangu woon di ñu jëlal ay gosses di leen former di ñu former foofu. le programme de formation était encore embryonnaire bien que Sakhir lañ jëloon ne ko yaay président commission ba man ci laa dekkoon. mais li ñu ko doon defee dañu waroon gën a avancer loolu defuñu ko. fi mu nekk ni ma wax yow tey kenn formé tout le jockey. entraîneur yi ñu jox fas yi ci tool yi lañ leen génnee ñi doon arrosé wala ñu def yeneen da nga jënd sa fasu 5 millions di ko jox xale boo xamante ni bii xamul ci fas dara. ay fas dee na fi dañoo daal ñu ci teel. on est au courant. donc ñoom ñii nga xamante ni ñu yor comité bi ñoo war a seetaat seen bopp liggéey de façon positive xale yi fi nekk nañu fexe ba ñu comprendre loolu. parce que fii yoon bi ñu jëm nii daañu dem a dem ba boo bëgg jënd loo fas nit man tey boo ñëwoon par ne ba da nga jënd fas dans le bu ci dugg boo ko jëndee doo am ko la ko yoral doo am foo ko def. li muy wax ci état naan nañu defal terrain d'entraînement ils ne le feront jamais parce qu'ils considèrent que nous on est suffisamment riche pour def loolu te li ko def mooy course yi tey y a que 4 familles ou 5 ñoom ñoo ko yor c'est pas bénéfique contrairement à ce qu'il croit kenn nit yor 30 chevaux chez lui parce que am na xéwal quelque part pour 3 ans 4 ans il doit avoir mais on a vu des Ahmed Fall on a vu des Ibrahima Samba ñoo fi jëkk a def loolu mais ça n'a pas prospéré fii li fi mën a nekk dëkk bu nekk xeet bu nekk ak réew mu ne da ngay xool lii sa réalité Sénégal il faut que ñu fexe ba dans les petites familles yi nga xamante ni ñoo ngi ca àll ba fee comme nañ ko daan defee ñu ngi yar fas bu ñu ko defaree ba mu mën a daw ñu fa ko jaay ute weneen yeew ñi ko daan jënd ñan la mais ñun dañ daan defar fas préparé que samedi yeew ko ci poto lampe def ci li ñu ci war a def mu rafet ba nit romb fa ni waa mais lii lan la ñu ne ko fasu course mu ne fasu course lu ñu ci def ni ñu ne leen kii c'est un athlète qu'on est en train de préparer on l'a fait travailler dans l'après-midi maintenant on est en train de lui faire retrouver sa fraîcheur bu pare nii dañ ko dugal ci box bi on lui fait un massage on fait ci on fait ça bu dimanche mu ñëw seetaan si balaa weer mu jënd fas man am na fi kilifa yoo xam ni man jaay naa leen ba ci Ousmane Camara bi ma la wax Fara Camara maa ko jaay. te jëndal na ay kilifa yeneen fas yoo xamante ni yëg naa ko parce que boole na ma ak benn procureur ma jaay ko fas. pour beneen kilifa qui était ministre. moo tax ma ne lu góor googu mënuñu ko fay. maa ngi ciy profité day di ko jàllee Pape Seck. Pape Seck tax ma xam ko waaye nit a ngi noonu koo xam ne li mu liggéeyal cour Sénégal duñ ko xam. yéen a ngi wax hippodrome toog naa sama bureau mu yónni Pape Seck boobu j'étais membre du comité sénégalais bii. ne ko demal nga seeti Ousmane ngeen ànd yéen ñaar parce que boobu temps dañu digoon benn terrain fii Kër Ndiaye Lo. ne jox nañ ko man foofu jaabal naa fa sax sama fas. Cheikh Niang mi fekk naa mu jaabal fasam. ñu ne ñu terrain bi yéen lañ ko may pour ngeen defar ci course. j'étais membre du comité on n'a jamais discuté de la possibilité de mettre en valeur ce terrain ma xëy benn bés Ousmane Camara yónni Pape Seck ne ko va voir Ousmane Doucouré yéen ñaar ngeen ànd fa boo leen ñëwee ngeen wax ba parce que y avait un certain monsieur Bloch qui était responsable de la fédération sénégalaise française de trot. il était de passage à Dakar jëm Burkina Faso Pape ne ma ah man kat góor gi nee naa la setti ma ne ko lu xew mu ne ma nee na suñu terrain bi ñu am bëgg faa di hippodrome
nañu dem seeti ak monsieur Bloch bi il est à l'hôtel Méridien président waxtaan ak moom li ñu ci bëgg a def ba seet nu mu mën a jàppale ma ne ko amul problème mu ne mën naa ànd ak yow j'étais membre du comité et les responsables du comité n'étaient pas au courant pour war na Ousmane di ko course jaraloon di ko bëgg ma ànd ak Papa Seck ñu dem foofu fekk fa góor gi ñu toog ci piscine ba waxtaan mu ne ma nag malheureusement man programme mu trop laa yoruma gallo lan mooy différence trop ak gallo trop mooy seen fas yi ñu takk ci sulki yi te loolu mën nañ ko def Sénégal gis nga sunu course bii ñu nar a nangu tëggee mënoon nañ fexe ba organiser un programme de trop ba nga xamante ni c'est un programme hivernal trop mën nañ ko daw nawet fu nekk nii ah bon fasu trop mën naa daw est-ce que am nañ matériel bi mais dañ koy jàng kooku fi jaaroon bu ñu ko wax mu defal ñu ko man mii mën naa ko defal. piste tëngéej bii mën nañ ko defoon mu nekk course de trop pendant l'hivernage Ousmane nañ bàyyi publicité bi jàll ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Pyrovalda Val d'Afrique ak Pyrovalda ñoo leen di may seen émission rétro sport. jërëjëf ay ci Ousmane Pape daal li ma bëgg nga jàppale ñu ci yow ak keneen yow jàppale bi yow li nga def nga mën fii la mën a jaar ñëpp dégg ci dëgg la man ñu yor réew mi laay waxal si vraiment on veut être sérieux le Sénégal est le premier pays en matière d'élevage de cheval de course Afrique noire 100 ans il parle de CEDEAO mais CEDEAO ñu ne on est chef de file incontestablement amul benn réew bu ñuy taxawal fii di wax man mi di wax ak yow sama papa jaay na fas mu dem Gànnaar daw yi fa Michel Ndiaye Makhtar Ndiaye ko moomoon ancien patron de la SNCDS Babacar Diop jox ko ak yeneen kii jaay na fii lañ daan génne say fas yi ñun on est les numéro 1 lii ñu dugg di ci génn ñu naan Sénégal Afrique am na suuf sol naa nga ñëpp a ngi fi jëm si ñun au moins ce domaine là nous le maîtrisons football bi ngeen di wax dem di jigaane def yooyu ñun loolu dépassé nañ ko bu yàgg on est les premiers incontestablement on a presque atteint le niveau du pur sang sénégalais am le problème mais c'est parce que problème d'homme c'est que dans la vision il faut que l'État il faut que bu bëri dañuy wax leen dëgg waaw mais doucement Ousmane waaw comité national de gestion la ñu wax mais kii moo la wax moom mi ci bokk même baal ma moom mi ci bokk moo la wax ne la ñaata nit ñoo ciy dund les 85%. waaw d'accord comité national de gestion la ñu wax waaw te bu ñu nee comité national de gestion c'est-à-dire on parle de comité provisoire puisque qui devient éternel. un comité ne peut pas éternellement être provisoire on tend vers une fédération pourquoi course hippique yi à l'époque daf daan am fédération avant CNG bi pourquoi actuellement mënuñu def fédération puisque yow li nga ma expliqué ni problème yi dafa bari te régler ko du c'est pas facile puisque boo mënee état bi ci boppam bu fekkee dafa am taxawaay boo xam ne daf koy séntu ci course yi te gisu ko day taxaw seetaan leen loolu nga ma expliqué donc dans ce cas là qu'est-ce qui empêche ñu jéem ko def fédération jéem a ci affilier maanaam yeneen région yi ndax course bi du Dakar rek te àll bi moo gën a yaatu Dakar amul benn espace yi ngeen di wax mënuñu ko fi def peut-être def ko ci région yi moo gën a yomb où se trouve le problème bi fan la ne Ousmane. jërëjëf Pape Dias rek ma may foofu. yaa ngi soog a laal nag góom bi parce que en fait fédération pour fédération il faut pas aussi que les gens pensent que mën nañoo stéréotyper toutes les formes d'organisation sur le plan social li amoon ci football bi war naa mën a am ci force nangam. soo delloo ci biir histoire course ki jot na fi cité tur yooyu. suñuy pap ñoom Doudou Sall Doudou Sow. Samba Sow. Samba Sow Ousmane Ndoye. su ngay jéem a dëkkoon Baye Daye bu Diallo. ñooñu bi ñu jógee indépendance. dugg ci course yi. lañ leen jiitaloon parce que c'était des personnes de grande notoriété. ñooñu boo defee lien bi ñoo demoon ba ci Tanor. ce n'était pas des hommes ce n'était même pas des hommes du cheval à proprement parler. ce n'était pas des hommes du cheval à proprement parler. dëgg la comme ni ñu ko defee woon partout ailleurs dans l'administration dañoo tànnoon nit ñi nga xamante ni ñoom dañu jàppoon ne kàllafe nañu pour mën a woote mbooloo topp leen dañu jiital leen. ñooñu defoon fédération tuddee ko fédération yomb na leen. mais ay ay daayira la doon rek. dëgg la ay groupuscule la woon quoi jeex na. mais milieu course. aujourd'hui di wax fédération je crois que c'est un peu utopique. mënul nekk. bu mënee nekk itam du yomb parce que. kon daal ñu bàyyi CNG bi. non mais CNG bi aussi dafa laaj ñu réformer ko. football bi yéen naata ngeen dem naan da ngeen dugg professionnalisation. vous avez mis en place un comité exécutif comité de normalisation vous avez. d'abord. mais ñun. il faut qu'on passe du CNG à un comité d'initiative qui prépare la professionnalisation entre guillemets. ouais. loolu nag ça suppose que ñu def une évaluation ne booy yéen depuis 87 ba léegi. yéen a ngi fi fa leen toll. fa ngeen toll loolu dañ ko mën a seet gëstu ko. genre assise. non mais bu ñu ko bëggee def ni ñu koy bëgg a defee dajale borom fas yëpp. chaque année ko wax du ci génn. il faut que les ministères en charge
de la responsabilité de la tutelle. Élaborer des termes de référence appropriés. waxtaan ceeg ñi ñu ci war a waxtaanal. ñu seet li jar a waxtaane te mi jar a waxtaane. aujourd'hui fan ngeen toll ci formation bi. aujourd'hui fan ngeen toll ci mise en place des infrastructures. aujourd'hui fan ngeen toll sur le plan institutionnel de façon globale. et en matière de gestion participative. lépp Dakar la yem. Louga y a personne. Kaolack y a personne. te doomi Kaolack ak doomi Louga yaa ngi fi. ku ci nekk tey boo demoon Louga mën nga fa génne 10-15 personnes yoo xam ne ils sont tous capables de gérer. et c'est des jeunes. et daara. mais loolu il faut que autorité administrative autorité gouvernementale yi am audace ñeme. ñu dem sur le terrain wax ak ñi ñu war a waxal mais boo bàyyee ñaari di ne dañuy xuloo xam nga kursu ñun suñu taar mooy lan. boo masee wax rek ñu ne yii dañuy xeex kan la ñu mas a dégg ñu xeex ñun. kan moo mas a dégg ne xeex na. waaw mais am na coow. dafa mos di am coow mënul ñàkk ci association. maanaam coow li bëri woon mos na fa bëri de. mais coow li ak tendance yi. je vais te dire nag pas pour propriétaire yeeg. pour être honnête yeeg. d'accord na. pour être honnête papa même bu tuuti ma fa passé benn pour être honnête je vais te dire moi je suis fonctionnaire. mais je te dis que j'accuse certains de mes collègues fonctionnaires qui ont eu à encadrer ñoom ñoo daan xam ba daay gi. pour quelle raison. law ba yee xeex mbaam yi fori. pour lan loolu. wolof laa la wax. ci ban but lañ. bu ñu jiwee suñu biir y avait des tendances. beaucoup de tendances. alors tendance qu'est-ce que ça veut dire au Sénégal. source de corruption. kii dafay dem neexal fële ministère nii ne man gis naa loolu man. et j'étais fonctionnaire j'avais honte. tey je peux le dire. il faut que aussi de ce côté-là il faut qu'on soit objectif et qu'on soit sérieux. ce qui encadre ces mouvements-là dañu war a nekk nit ñu nga xamante ni ils sont sérieux mais boo ñëwee fekk groupe boo xam ne ñu naan am nañ fas ku mën a jënd fas 20 millions 30 millions comme Sakhir l'a fait. yow ñu ne la demal nga encadrer ñooñu nga gis ci biir des jeunes qui bëgg a dugg ñëw àtt na jënd fas 5 millions 7 millions 8 millions boo gisee da jowuñu seen biir da ngay ne mais ñii attends bon li ci ne yëpp kenn mënu ko wax. Ousmane danaa bi rek waaw. parce que parce que jeexal nañu. déedéet. waaye. Alaaji Pape. wala fi dañ ni weñ mooy dagg weñ. émission bi jeexagul de. waaw 20h30 lay jeex. voilà course. powum xaalis la. dëgg la waaw mais doguma la pom bu lay pom xaalis est-ce que ñi ko bëgg dañ ciy am xaalis. déedéet. waaw kon bëgg-bëgg rek. moo ci ne ñi ci bëgg ñi ko bëgg. Pape Diassé may ma tuuti rek foofu. waaw may bala ñu sol foofu dama bëggoon taxaw sànq fàtte ko. il faut aussi qu'on ne se trompe pas. fasu course. nekkul utukaayu alal. kii jënd fasam. du si gagné dara. gagné bi mooy le plaisir Pape ñun en économie moi je suis économiste. en matière de satisfaction sur le plan économique. il y a ce qu'on appelle le bien-être. bien sûr yow booy jënd oto 20 millions 30 millions. oto bi doo faraan ak moom. waaye 5 minutes yi nga ciy dugg daw déew ñëwaat sa xol sedd na. jaral na la ko dëgg la jaral na la ko fasu course it. noonu la mel. yor fas su nga xamante ni. tund wi yëpp. maase nañu te wii fas ku dul yow amu ko fi yàlla la ko jox. lay dëgg la. bu ñu ko rawee sax kontaan nga. mooy oto tey rek. fasu démb mooy oto tey. ñi ko war a am nag mooy ñi nga xamante ni yàlla baaxee nañu. foofu laa bëgg a wax ni. moi je ne vais pas me victimiser. moi je ne suis pas riche, je n'ai rien du tout je suis un fonctionnaire à la retraite ku ne xam na lu muy tekki. waaye li ma am kës ne sama fas laa koy jox. jaral na ma ko fii boobu muy génn àddina. ko amour la. te yàqalu ma dara sama diggante ak sama borom maa ngi jaamu yàlla ni ma ko mënee. bëgg la loolu mooy li ci nekk c'est un capital bu nga xamante ni fas yàllaa ko anoblir. dëgg la. donc ñi ci war a dugg. dañu ñu nga xamante ni ku leen jox ñu dem ku leen joxul ñu dem. dëgg la mais c'est pas une raison pour que l'État fasse la sourde oreille bëgg ñu bàyyi ak suñu bopp seetaan leen. amul droit def ko parce que dafa am ñu am wax naa la sànq léegi responsabilité sociale. ñoo nañu tëggee dagg suñu mooñ suñu terrain jël ci lu nga xamante ni tax na course ba fi ngi naan dana mat piste du ko mat. ils ont dédommagé tout ce qui sont sur le long du terre. man du ma dem fenn nañ ñu delloo suñu loolu ils n'ont qu'à acheter dans le voisinage. 250 mètres carrés ou qu'est-ce que je dis 1 hectare. bu ñu ko fayee ni ñoo ñu jóg. ñu delloo ñu suñu terrain on construit là-bas un centre de formation. mais foofu àll ba war na faa am. déedéet Pape fii lañ ko war a defee xam nga xam ni non waxuma ci biti dama ni. espace bu mel noonu war nañ ko mën trouver foofu. wóorul amuñu ko fenn. amul fenn ci Sénégal gi. ñu dem ñaari train yi ñuy dagg di ko jaay. Tëngéej ba mu daj. Tëngéej daal dëkk Tëngéej ba mu daj. Tëngéej ca ginnaaw ca kaw. déedéet looloo fi des bu ñu ko jël. nañu bàyyi ak suñu yëf nañu jëndal terrain yi kër yooyu boo leen dédommagé ñu xajal ñu suñu kër. ñu def un centre de formation qui serait international. amul en Afrique. bien sûr ñun donc ñoo fi mën a génne ay jockey gi entraîneur ñu dem sillonner la région dem Niger dem Mali dem Niger Ghana ak feneen. d'accord Pape Diassé Alaaji Pape dama leen ni. course Pawul Samba Linguère la li sama góor ga daan wax Ablaye Naar Samba. ndax boo xoolee te yéen defe naa grand prix chef de l'État seetaan si ngeen ko. mu neex lool. ku ñëwoon kontaan. doon de sën. Omar Bawa Signor raw ko. day dëgg la. yàlla dogal na bëgg turam am li moom am na loo xam ni turandoom amu ko.
boo gisee ma ne la powum Samba Linguère la powum xaalis la xoolal président de la république Macky Sall ak njabootam ak ministre yëpp ñëw ñoom ñëpp kenn ku nekk da ngaa jox loxo Omar Ba félicitation. pour mu neex la. loolu moo dàq moo dàq. moo naa drapeau chef de l'état dafa neex. président de la république ci moom ci boppam di seetaan xool xam ni kii. Omar Ba moo raw lii. ak jabaram ñoom ñëpp ñu di leen félicité. loolu kenn mëntu ko fay. dëgg la. kon powum xaalis la. weñ nag mooy dagg weñ. dafa am yoo xam ne ku bëgg dara def dara. dëgg la waaye nag du tee. am na loo xam ne nag borom kër moo ko moom. ndax réew mii. ñoo ko bokk. ñoo ko bokk waaye nag. ku nekk am nga cër. président Macky Sall la kur yàlla dénk. moom mu la teg ci loxoom. man ak keneen ak keneen ak keneen ñun ñëpp tey jii moo ñu yilif. dëgg la. c'est le président de tous les Sénégalais. dëgg la soxla bu ñu mënti am. ci moom lañ ko yaakaaree. fu ñu mënti bëgg it moom la ñu yaakaaree mu fajal ñu suñu soxla. kon ñi ngi lancé waat appel di ko wax amatuñu hippodrome. oui benn hippodrome moo fi nekkoon muy Thiès. ba mu demee ba yàqu xaritam. naatu ngoom. Idrissa Seck. moo ñëw defar ko. ba ñu demee ba finition des. Mamadou Diané. def nañ ci sunu yëpp président Ablaye Wade. ànd ak moom Touba. di ko yóbbu Touba. ñëw ba ca bunt ba mu ne ko président mu ne ko xoolal course bi de ngi nii. defar nañ ko ba noppi waaye àggul. Ablaye Wade ne nañ ko àggalee. am lu ñu waroon LONASE waroon jot. ñu dajale loolu yëpp àggalee ko course ba. ndax LONASE moom dañ ni guddi timisay taawam. LONASE buñ ko am wax di wax tey jii fii ba muy dimbale état di dimbale keneen grâce à coursier yi. maa ngi fàttaliku man ay 1969. sama ñoom papa. ñoo ko nekkoon di ko lijjanti. fii di sànd course. booba temps courant amul lampe colma lañ doon taal. jox ma 100 francs ma dem luyee ñeenti banc. indi ko ci voiture. ñu toog di waxtaan. bal yàlla indi lii. kon bu ñu demee ba xam nañ fi ñu toll tembe lii am na lu ñu LONASE mën a dimbalee président mën nañoo dimbale lu ko ëpp. dëgg la te am naa yaakaar ci ne nag. incha allahu taala bu déggee. 2021 bii. comme que bërki démb dongo dem na LONASE. te xam na ni ñun moom la ñu àndal. te moom moo ko wax. ndax lettre boo gis am na adresse. moom moo jël lettre am def ci adresse su fas. dem taxaw LONASE gis la fa ne dem taxaw France gis la fa nekk. ñu won ko la fa nekk. ci sama xalaat ak sama yaakaar. yaakaar naa ni Macky Sall président bi keroog bi mu duggee avion di ñibbisi. ñi mu njëkk a xalaat. ak ku mu mënti doon ci sport. mooy course yi. ndax Longchamp ba mu demoon ndax Longchamp ba mu demoon. am naa yaakaar ci ne nag ren jii. 2020. comme que ñun jàppaguñu fenn. yaakaar naa ni nag danañ jàpp fenn. te ku ko xam ni bu waxtaan na ceeg Macron. waaw ndax bu ànd ak moom ca course ba. waaw il faut mu waxtaan te itam am nañ koo xam ni wax dëgg yàlla. bu fekkoon ni ci poosam dong la nekk. dëgg ni kenn ku nekk jot nga sab naa. muy Matar. muy Matar. kenn du moom. ndax Matar kenn du moom. te kenn du jàppale moom ci yar ak jëf. te jàppale nañu ci yéene nañu ko. ak sutura. waaw jàppale nañu ci yéene nañu ko. noonu la mel te itam lenn mu wóoru. Macky Sall mii. billaay bu amoon juróomi Matar bi yóbboo tëdd. lu mu bëgg dana ko am. Matar da ñëpp ko gërëm. kon sunu mbokku auditeurs yi ba tey ñu ngi leen di wax ne sunu invité tey jii Ousmane Doucouré la ak Pape Diassé ci wàllu course hippique yi ñu wax ne dañuy ubbi antenne bi nag 20h jot na 88 628 98 98 bu ñu ko defee ku ci nekk joxe sa xalaat ndax tamit course dafa doon loo xam ne bàyyi ko mu yàqu dara jaru ko ndax tamit comme li ñuy wax mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon. après l'indépendance avant l'indépendance taxawul course ba ñu ràññee course yi ba ñu dégg fi grand prix chef de l'État yi ak course yu mag yi fi am ak tamit jockey yu mag yi fi am ñoom Ibra Xayta ak ñooñu ba tey jii course bi nar a xaay loolu defe naa ni duñ ko seetaan loolu moo tax ñi nga xam ne dañu bëgg course ku ci mel ni sunu invité yi tey ñu ngi maanaam interpeller le président de la République le ministre des sports ak ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci autorités yi pour ñu jéem a jàppale course ndax course kat doon loo xam ni bu doxul rek dina wàññi lu bari léegi Ousmane li ma lay laaj mooy course bi maanaam ñu ngi ko dénk c'est pour le développement de la race chevaline. Donc en fait yow bu nga nekkee ci comité bi yàgg na. seen mission lan la woon c'est-à-dire cahier de charge bi ñu leen joxoon. très bien de quoi il s'agissait. très bien léegi dama def. tout juste ma def un petit retour en arrière concernant la fédération xam nga yéen boo ne football ñu ne fédération ku ne xam na intérêt ba nekk ci am ay fédération fii parce que y a la FIFA plus haut et bien sûr mais ñun amuñu ko
il n'y a pas non, de course. amul course sur le plan international. ñooñu c'est individuel mais amul un mais organisme. les grands prix ñu def en France ay prix Arc de Triomphe. ñooñu prix d'Amérique. loolu. ça c'est des courses internationales. enfin course internationale du point de vue de l'envergure mais c'est les responsables français ñooy gérer seen yëf. bien sûr. non xam nga France bokkul xam nga dama ne la fas ki ko yor. c'est différent. dafa war a am ko moyen maa ngi fàttaliku bi may dégg naa fi loolu yàgg na. chantier yi. bañ koy rénover. loolu c'était je ne sais plus comment quelle année. ma lire quelque part ñu ne le prince Aga Khan a mis à contribution 600 millions. à l'époque dafa amoon fas. ci xaalisu boppam. dafa amoon fas. xam nga ne kooku yaakaarul ci course de. non kooku tamit le prince nga wax dafa amoon fas. mais c'est la même chose ici Sakhir Thiam bu koy waxee bu ko waxul il gagne rien du tout moi je peux démontrer de A à Z qu'il ne gagne rien du tout xaalisam la ciy def. keneen noonu fas nekkul lu ñu. plaisir utee alal. da nga ci may bànneex ñi koy seetaan. mooy plaisir bi. yàlla daf la may. teranga nga sédd ci ñu nga xamante ni bu ñu ko seetaanee kontaan. dëgg la te duñ la tudd. loolu moo tax l'ingratitude ñun ñooy bëgg a dee comme il dit suñu kër. bu dimanche ñu dawal suñu fas. àddina kontaan te ñun amuñ ci ñaari dërëm. parce que lañ lay fay foofu nga ko séddalee. jokkoo nga koy séddale doo ci am dara. ku ci gagné sax da nga may xaalis. mais dala koy jaral parce que en retour. bëgg la yàlla moo ci def. nga bëgg capitaine borom yàlla def na ci bànneex bu nga xamante dëgg ni la amul prix. dëgg la. donc lii rek may wax bi maintenant pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure la question rappelle-la ma tuuti dama xaw na ma dafa mel ni da nga wax ni naka la ñuy régler question wu course yi tey comme xaalis bi ñuy Lonase war a jox. mënuñ ci jot wala lu ñu ciy jotee. demeewul noonu voilà. ak it bi nga nekkee ci course yi. nan ngeen. ban mission lañ leen joxoon ak ban cahier de charge mission bi cahier de charge. voilà wax naa la fii cahier de charge bi nga xamante ni teg nañ ko CNG. la ñu jëkk jiital mooy dañu ne bon comme mun leen jubóo ci seen biir li fi nekkoon ñu tuddee ko ay fédération ñu gis ne xiiroo ngaayoo kese la woon. comme pourtant loolu Ousmane wax naa la ko sànq de. waaw non donc dégg ma expliqué naa la. nga ne ma ci sport yëpp la. parce que xam nga naa am na xiiroo ak ngaayoo foofu. mais la ko waral loolu yaa koy soog a nangu. non non bañ a ma xool sax mais dama wax la ko waral moo tax xam na sànq ne la sànq ci junj. damay war maal mag ñi ñuy jiitu woon. xam nga bu ñu ne woon alaaj Dudu Samba Sow booba temps. ca la muy tekki bu ne xëyee kaay leen ñëpp ñëw. bu ñu d'accord rek bu ñu d'accord dañuy ànd ak moom. dëgg la bu ñu génnee ku nekk def la neex. moo tax ma ne coolu ma fa jug. kilifa noonu la ko Ousmane Ndoye defee. noonu la ko keneen defee. ba ñu àgg ci comité national provisoire CNP lañ njëkk a commencé. national Bassirou Ndiaye yor na ko fi. Ibrahima Samb yor na ko fi. même chose même querelle de personne. parce que tout simplement li ma la wax sànq. sur le plan institutionnel dañu asseoir loon un système d'organisation buy maîtriser les professionnels véritablement professionnel quand je parle de professionnel dama ne la jockey entraîneur bu ñu leen maîtriser woon ñoom jox leen gëdd bu nga xamante ni organiser leen ba mu wóor la ne ñoom c'est des professionnels ku jënd fas daal mën nañ la ko yor li ci war daañu la ko defal bu dawal jotee daañu la ko dawalal kon borom fas yi du ñu tal xiir ak ngaayoo parce que kii tal xiir ak ngaayoo day fekk ne moom mooy dem directement di régler lañ ci fasam. man fii rek laa gis ñu naan borom fas bi naan man sama fas naan dugub lay lekk. man daaw ma ko xam. je me fie à mes entraîneurs parce que man entraîneur bi daan jël mënuma ko lu bari naam waaye dama leen daan fay par weer. su ma ñëwee nga ne ma lii laay def ma ne la d'accord ma foofu nii nga dem defi loolu techniquement parlant yaa géré sa fas bu dimanche ma ñëw nga ne ma fas bi day mu ngi nii. ma ne li ma ci gis démb dal na xel bu dee samedi fekkee naa jox. Ousmane am na ku nekk ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Pape. waaw. man la Boy Fall di Doudou Fall Boy Fall pour président Sambourne. waaw man ndeysaan Fall. walaay Pape Fall. Fall. Boy Fall a ngi. Boy Fall lay ndeysaan Boy Fall lay sama xol sedd na tey. lay ndeysaan président Ibrahima Samb. yàlla defal leen jàmm. lay dëgg la amiin waay. sama waajo yàlla yóbbu ko si àjjana di gën a kaw. amiin daanaam lay yàlla na ko yàlla xare àjjana ak ay nit ñuy wax tey course yi fii. waaw. kenn mënul wax li mu si def. dëgg la. maa daan yóbbu kàccitu Abdou Diouf. bu mu nekk premier ministre. lay dëgg la. Ousmane Camara bu demee ba jënd fas. Ibrahima Samb tax. lay ndeysaan. autorité yu bëri bu ñu seetaan course Ibrahima Samb tax. ancien président de la Jeanne d'Arc. dama ni wallaahi dafa leen boole woon. lay ndeysaan moo yóbbu Calan ak. moo doon dafa leen boole woon dafa boole woon gendarme. mu yóbboon Calan ak Véran Mak. wallaay. lay ndeysaan. Pape Diaté. waaw. gëj naa la dégg. jërëjëf gi ñuy diggante Fall. yal na yàlla defal nu jàmm. amiin Fall amiin Fall. Pape maa ngi ñaan suñu borom yàlla defal la
loo bëgg ci àdduna. amiin yaa rabbi. li ngay daj ci sport. bëgg sport yëpp dox. amiin yaa rabbi. bàyyi woo sax wero. wallaay wallaay. nit ñëpp ngi lay déglu yal na la yàlla defal bépp suuf. amiin yaa nga dajeeg ministère boo xam ne dina xam kan mooy Pape Dieng. jërëjëf yàlla nga ko fekk lépp. yow li nga bëgg sport yëpp ngay doxal. dëgg la. mu ngi mel ne Mbaye Gueye si lamb damay la stade bu ñuy bëree tey ji Mbaye Gueye lañ ko war a tuddee. lay dëgg la lay ndeysaan. dès maintenant laa la wax. lay dëgg la. le tigre. su ñuy bëree si stade Mbaye Gueye tax. lay dëgg la. bu ñuy wax stade ci Nguer. nañ ko départu Fass yal na ko yàlla Ibrahima Samba may wér. yal na ko yàlla may wér waaw. yal na yàlla defal lu jàmm. Ibrahima Samba ko yóbboon Canada ci Jeux olympiques yi. waaw. maa ko yóbbu keroog. lay yaa ko yóbbu yóbbu Double Less. yóbbu Double Less kan Ibrahima Samb ak a bëri teraanga yàlla na ko yàlla xare àjjana. jërëjëf Doudou kontaan nañu trop. xam nga li moo tax émission neex. xam nga ni kii li ko wax loolu sax teyu ko. ndax li yàgg naa bëgg émission bu mel nii. mooy li ma la wax ni la course hippique dafa am solo. te Ibrahima Samb li mu liggéey ci sport bi dafa bari. bis nga nekkoon rek président course hippique de. mu doon président Jeanne d'Arc. ba mu yóbbu Véran Makko def ko ni du ma la yóbbu bàyyi fi calan jaraaf la faral nga faral ci te yéenay ànd. yéen ñaar ñëpp laay yóbbu. keroog ba mu bëggee dem Jeux olympiques te yóbbu wuñ ko bi ñu demee seetu ko ndeysaan biroom def ko ni maa lay dëggal billet. sa problème mooy est-ce que boo demee Canada di nga am ko fa ku la fa mën a teeroo mën na ko sama xarit Tidiane Kane mooy ambassadeur du Sénégal au Canada bu demee këram lay dëkk. keroog Ibrahima Samb ko yóbbu. te dégg nga li Doudou wax nee na keroog moo ko yóbbu. comme nit ñu mel noonu. liggéey nañ ci réew mi loo xam ni kenn du ko fàtte. ndax lu baax kenn du ko fàtte. président Ibrahima Samb yàlla na ko yàlla xam. lay sa ginnaaw bënd. nga def fii ci lu baax kenn mënu ko wax. te bëggoo sax ku ko wax. amul benn wér. loo def ci lu baax doo bëgg ko wax. ak élégance ba ak soxnaam ndeysaan. mu nga Fatick tëdd. lay ndeysaan contrat boobu laa amoon ak moom. gis nga dafa ne woon Pape. moo fi jugee. benn sox rek laa am. dañ ma yóbbu ci sama papa. lay ndeysaan. waaw te loolu defal nañ ko. lay ndeysaan. waaye gis nga lii ngeen wax Pape. dafa am loo xam ni yàlla mayu ko doomu aadama. kenn jug ñëpp topp ko. bu ñu doon am yonenti yàlla mat sallallahu. loolu amoon na sax mais dafa wàññeeku. waaw ndax nee nañ ma. amoon na fi ñu mel ni ay ñoom Alaaji Talla Diagne yoo fa ak ñoom Abdourahmane Ndiaye fa bu ñu daan jóg mbooloo leen daan topp. waaw xam nga Pape. xam nga loolu Ousmane wax na ci. waaw amoon na fi. am na fi ay mag ñoo xam ni bu ñu daan jóg mbooloo leen daan topp. waaw xam nga li nga wax. xëy na loolu dafa wàññeeku. waaw mais amoon na fi. moo tax defar yomboon boobu xam nga li nga wax léegi dafa yomboon ndax ay ñooñu ay bu ñu taxawaan rek kilifa la ñuy waaw waaye xam nga li nga wax léegi. qualité bee bareetul léegi. dëgg la quantité bi moo bari quantité bee bari. ndax li nga wax léegi. dama mës a dégg. yal na yàlla dolli leeram qualité ma gënal quantité. Alaaji Abdou Aziz Sy. leen da baax. nee na ku toog ci sa kër. ne mënuma ci sama kër gii dara. yàlla dana leen ni wàtte ca safara te kenn du ci mën dara. dëgg la. ndax bari na loo xam ne tey jii ñu ngi koy wax état bi. yoonu état bi nekku ci. da nga koy jéem. ku toog ci sa kër mënoo ko régler. état du la régler. mukk ci àddina. ba ngay takk jabar état yëgul. ba ngay sëy ak sa jabar état yëgul. ba ngay jur sa doom état yëgul. kër boroom ma koy régler. dëgg la. amaa nag. état dina ñëw. waaw amaa nag. mbooloo mu déggoo. bariwul. waaye nag moo taxoon mag ñi ne. waaw loolu xam nga lu ko waral. nañu xam nga lu ko waral loolu yaakaaroon ni xëccoo bee ko waral. waaw xam nga xëccoo. mais xëccoo bi su xam fekkee nga xëccoo may ma li ko may xam nga xëccoo tamit dafa doy waar. waaw xam nga xëccoo. drapeau chef de l'État bu ñu ko tegee ku nekk bëgg a gañ. waaw xam nga xëccoo li koy waree foofu àndandoo dina jafe. waaw xam nga lu xëccoo xëccoo am. ndax ku nekk da ngay bëgg a gañ. xam nga doomu aadama yàlla da koo may xel. tey jii boo demee ci coggal. boo dàqee joggal gi benn xar bu tiitee yëpp topp ko. dëgg la ndax yàlla mayu leen xel. benn nag bu tiitee yëpp topp ko. ndax yàlla mayu leen xel. yow dangaa ju am jabar. takk ko fexe am pexe ba takk ko. fexe bu jur doom tey jii boo toogee yàgg sa jabar ak sa doom ngeen di ñett. bu ngeen waxee du ngeen bokku déggoo. dëgg la ndax kenn ku nekk yàlla may leen xel. dëgg la boo gisee nag mag ñi lii ñu def tey jii. mag ñi tuddee woon ko wax tànn. waxuñu wax. da ngay wax ma wax ñu tànn ci benn. dañuy tànn mooy waxtaan. waxtaan mooy waxtaan. jugu fi nag ba tey. jugu fi ba tey. dañoo dafa néew rek. dafa néew. waaw daa ngi fi ba tey jot lu baax a ngi fi ba tey. waaye lu baax a ngi fi ba tey. da nga ma laajoon ngi fi ba tey. da nga ma laajoon lu ma commencé woon di tontu malheureusement ñu interrompre ma. parce que da nga ma waxoon ne lan moo nekkoon. lettre de mission comité de gestion ba bi fi toog tey. waaw ma commencé woon di wax lii ngeen andi léegi ci waxtaan wi li ko junj nii moom foofu la. parce que dama ne la professionnalisation course mu ngi commencé ci. ñi nga xamante ni ñoo ciy liggéey muy entraîneur de jockey. ñu fexe ba ñu taxawaayu ñu nga xamante ni ñii. xam nañu seen intérêt xam nañu seen responsabilité bi nga xamante ni moom la ñu war a assumer. parce que bu ñu nekkee ay professionnels nga xamante ni dañuy fayeeku ñu organiser leen ba nga xamante ni ñoom kott ak seen fas parce que loolu mooy yoon
bu borom fas yi jiwul seen biir it seen problème la waaye bu dawal jotee ñoom ñii nga xamante ni ñooy professionnels yi li yoon wax loolu la ñuy def ku jënd fas di nga am ku la ko yorol bu dawal jotee danañ ko dawal fañ ko war a dawalee ak nañ ko war a dawalee borom fas bu boobaa du soxla muy wujjeeg ma sàmb ak ma demb parce que wujjee bi ngeen di wax li ko andi mooy man am naa kële am na danaa ko war ne maa la ëppale xanaa tànk ne la course nañ ko seetaat on ne peut pas laisser ça entre les mains de 4 ou 5 familles déedéet kooku demul c'est une affaire globale. tu as 50 chevaux yoo yor sa kër ñaar dong ñoo ci baax ci des c'est des éclopés pourquoi nga génn 50 chevaux parce que boo demee dans une catégorie nakay dawalee dans dawal course bu nga xamante ni bi sur les 15 chevaux yi daw 10 yi kenn moo leen moom loolu dootul course dootul rawante déedéet. kaay ma raw la il a fait 15 chevaux ñaari lay giital ci kanam kii ci des mu téye ci gannaaw mun na course moo koy raw. moo koy raw moo koy raw. donc loolu taxul ñuy wax course déedéet. nanu fexe ba ñii fu nit ñi wàlle si xale yaa ngi fi ku mën a jënd xar 15 millions 5 millions mën ngaa jënd fas 1 million 500 fas a dàq fuuf te xale yooyu ñu ngi yër course yi bu ñu ñëwee yër ñaari fan daw parce que mag ñañ koy fekk la ñuy wax la ñu mënul comprendre na mag ñooñu dandu te nee bàyyi xale yi te ñu tegal yoon ni xale yi cadre liggéey bu nga xamante ni bii duñ ko mën a wàcc parce que am na li mag ñi bañ xale lañ koy nangu par force dëgg la. donc lii moo fi nekk du leneen donc lettre de mission boobu foofu la ñu waroon jëm te waroon nañu àgg ci organiser borom fas organiser jockey organiser entraîneur yi amoon nañu sax association de jockey association de waaw mais Ousmane xalaatoo ni tamit état bi. waaw ni mu ci intéressé woon à l'époque ba léegi est-ce que intéressement baa ngi fi. est-ce que nu mu ñi fi nekkoon nu mu ciy nekk ñi fi nekkoon ñi leen mbir mi ñoroon est-ce que ñor na ko tey jii ñi nga xam ne ñoo yore réew mi. quand le président Diouf a pris Pape Alassane Diop Babacar Diop dëgg Serigne Tako Fall docteur Souleymane Diallo Chimère Malick Diouf colonel Bara Diokhane professeur Baw ay nitu qualité. man mii ci laa ci duggoon Bassirou Ndiaye ñëwagul Ablaye Naar Sam mu yoroon suñu commission communication lay ndeysaan xam nga Ablaye Naar bu ko nangoo xamoon na ñoom ko séqal waaw yooyu nit bu fekkente ni ñoom la ñu mayul ñu rek parce que ñoom seen défaut man bi ñu ma laajoon tey dans une évaluation j'aurais dit exactement lan moo ñu gaañ ay mag la ñu nga woon yoo xamante ni am na loo xamante ni seen jot mayu leen ko seen wér-gu-yaram mayu leen ko c'était l'erreur j'étais le seul jeune dans le groupe su ma waxaan ñu ne ma petit bu ñu wéetoo ñu woo ma ci ne ma booy yow Ousmane li ngay wax ñun tey mag lañu yoo tam am na loo xamante ni ñun mënatuñ ko bu ñu daan dem seeti autorité dañ ma làq fa dañ ma yóbbu parce que li ma doon wax fu ma koy doon jëlee disqualifié ñoom li may wax Pape Alassane a ngi fii di ma dégg dëgg la ci formation bi Tako Fall a ngi di ma dégg lay ndeysaan man bi ma ko daan wax dama ko doon wax en toute bonne foi dañu ma nekk def ndaw ci seen biir dama yaakaar ne mooy defar bu ñu àgg rek ma ko su ma waxee ñu ne ma yow li nga ñuy sant ñun mën nañu duñ ko def dama tàmbañ xam nga lu ma mës a wax dama ko bind parce que man li ma wax bu ñu àgg dama koy bind ma bind ko andi présenté ko en comité ama saw ñoo ñu ne ma Ousmane ma ne ko mu ne ma sama rak ma ne ko mu ne ma sama rak yaa ñu dàq jàng waaye ñoo la mag bu mag ëppale sagar mu ne yow li ngay bind nii bu ñu ko toppee du baax ka ñuy seeti bu ñu ñëw yow lay doon dëgg la ma ne ko mais c'est parce que xale yi ñoo ko moom politicien la non dafa mag la dafa ma jëne wax dëgg yàlla bànjul li ñu sikkee ba di ma dóor toujours ci sa kaw démb laa ba si moo ma andi fii ma àgg ma ne ko lan la bu dama fulaak fayda ak a baax xaritu Alaaji Mansour da lay teral ba pare ne la fekk ma sama kër dem kër mu teralaatal la un homme sincère bilaay loo ko mën a wax nii moo booy dem mu teralaatal la kenn du wañ amul werante donc waaye gis nga li Ousmane wax parce que pour vous dire que même ma termine fa Pape façon nit ku baax ku ne am nañ ko dëgg la gis nga Ibou Samb dañoo dëkk ma ak moom Mermoz mu luyee kër Baba Sané lay ndeysaan di fay 650 000 maa à xam l'époque Baba Sane bi lay dëgg la ma ànd benn bés ak benn mag un fonctionnaire qui était très proche des autorités yi ne ci kaw ñu romb fa gis ay tubaab foofu mu xool mu ne ma non c'est pas possible man ko la xew mu ne ma tubaab bii ma gis fii ci kaw fii kër Ibou Samb bi mu ne ma kii gouvernement Sénégal mënu ko andi fii ma ne ko luy loolu mu ne ma il s'appelle Guet Pharaon c'est un des plus grands financiers du monde Guet Pharaon ba ma koy muggi dégg on l'avait pris et mis en prison aux Bahamas ndeysaan Obama Ibou Samb la am ne chez lui lay ndeysaan nitu qualité la woon Ibou non Samb amul lu ko yàlla ko mayoon loolu li ma lay wax dafa am baraka fanam yu mujj daaw ji tàggu heure bi ñoo daan nekk ba baax yu bëgg lay ndeysaan te fu dee jaar nañ fa moo tax benn bés mu ne ma Ousmane su ma déggoon say noonu kon musiba am lay ndeysaan xoolal ma Ousmane tey ku ma ne woon dañ toog maag yow ba nii nga ni ma yóbbu sama kër c'est ça quoi te lu ne war nga ma ko ci fanal ma rek bu ñu nee nga bëgg ma wax lu dëgg rek bu ma dëgg bu ma attadul ak soxnaam su baax sama dem tax maa dem ay yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla yërëm li mooy problème bi il faut que ñu ñaañ place la def leen na réforme yi man néew ma nañu daanal ma sàmm déedéet loolu nduñ fi ñun mag lañu Cheikh mi ngay waxal nii c'est mon ami kii xam na li xale bu baax la Cheikh na nangu ñu def réforme bien sûr waxtaanaat këram ay xale nga fa sama kër ay xale nga fa kii ay xale nga fa dëgg la li xale yi moom nañ leen ko jox dëgg la ñoom ñoo mën a janoog kilifa yi wax ak ñoom ñu nangu waaye man mii su ma demee dox naan kii dépense la lijjanti
xale bi di liggéey yor sa structure organiser boppam ba mën a yor boppam bay defal ay teranga nit yi jàmbur bu taxawee ne ñun dañoo bëgg liggéey gouvernement ñemel leen. bilaay dëgg la. mais tu prends pas des gens yu nga xam ne ils sont comme moi. dëgg la xam nga. li Ousmane wax Pape Diassé waaw. mbër. du lulu. déedéet day màgg daan. day màgg daan. bilaay dëgg la. pourtant Papis Niang moom mi ngi ci. moom mii ak ñeneen ak ñeneen. waaw ma ni. moom mii di wax. moom jaar na ci mbër la. Cheikh Niang jaar na ci mbër la. dafa am loo xam ni. li ngi wax noonu li ngay wax ni tey ci Tigre de Fass. ba mu solee tanique armeem. sumbiku di ngembu daan. moo wane boppam. bilaay dëgg moom Moussa Moro ji. ci caravane Seraay président Abdoulaye Wade président Abdou Diouf waxoon. làmb jaa ngi nii ku mu neex na noddu. bilaay dëgg la. xam nga njiit ku bëgg a jiitu yaa jiital sa bopp. ku bëgg a jiitu. dëgg la. yaa bëgg a jiital sa yaa mën a jiital sa bopp. dëgg la. mbër moo mënti ngemb bu demee ba ci géew ba. lu butéelee bari ak àndandoo yi mooy. la ko jëlee ci géew moo koy defal. moom Ablaye Naar daan te ñaar dong la ñuy tànnee njiit fii ñu toll tembe. wërsëg ak xam-xam. dëgg la. ku am sa wërsëg. nangu koo def ci course yi. ñu jiital la. ñu jiital la. dëgg la. ku am sa xam-xam. ñu ñëw ñu jiital la. dëgg la. waaye nag du ñu tànn kenn ku ñëw bëgg nag wane ni ndax moom lii mu wax nii. alhamdulilah rabbil doy na sant yàlla. dëgg la dëgg la. lii ñu wax nii. am na loo xam ne ñun. yan tey jii Pape yan bu sax dañ koy jàppoo. non dama ne lii mu wax tey jii. Cheikh Niang dafa rampe ba agsi. bien sûr. moom mii. sànq ñi ngi jàppante. mu di ma wax ci papa ma ne ko sa papa la mën ci fas. ba ñuy waxtaanee d'accord na ci li ma ko wax. dëgg la. Cheikh li Papis Niang mi ngay wax. lii mu am Cheikh Niang amu ko. Cheikh Niang. am ku mel ni Cheikh ak ku mel ni Cuut. Cheikh Niang ñu encadré la. Cheikh Niang. papaam. du ko daan tere. amoon na fas. waaye amul ay fas. dëgg la. doonal président itam. dëgg la. Omar Bawa Senior mii. lay ndeysaan Omar Baaw mu baax mi. li mu am jafe na. dëgg la. kan la ñuy wax. Omar Bawa. lay Junior la ñuy wax de. dëgg la. moo doon Omar Bawa. bàyyam. turandoom. moo doon Ibba Bawa. dëgg la. moo raw grand prix chef de l'état. waaw. lay dëgg la. Bibo si. yow xam nga ko bu baax. Bibo doomu suri. doomu suri. ak Marème Mbaye. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu fi nekk. dëgg la. waaye ñun duñ leen boolee. ñoom bu ñu bëggee yor course. dañuy won lu ñu doy. dëgg la. amul masla amul neexal. dëgg la. ñoom xale yii bu fekkee ne dañoo bëgg a yor course bii. nañ wax ak yéen. dañuy wax déedéet jarul wax ak ñun. li ñu daan def na ñu ñëw def lu raw lool wala ñu ñëw jàpp lu lool ñu bàyyi leen. waaw xanaa dana leen seetaan di nga leen jàppale. waa non déggoo li kii wax. ñun xamuñu. amuñu bëgguñu lu dul course. dëgg la. tey jii magi course yëpp kenn ku nekk li ngay ñaan ne xam nga looy ñaan Pape. ñun ñii ñëpp xam nga lu ñuy ñaan. kenn ku nekk yàlla na la fas tënk. heure bu ñu nee diw dem na. génnee fa su naaru góor. lay ndeysaan. kon ñun du ñu bàyyi course. xamuñu lu dul course. waaye waaye nag xale yii. li ma leen di conseiller mooy. mag ñi nee nañ sàkket. xer bu koy téye. da cay sës rek. dëgg la. xale yi. mag ñi dañoo amoon ay tranga yu ñu doon def ci seen biir. am na ku nekk ci ligne bi. allo asalaamaaleykum. Pape man la ba ñëwaat man la Boy Fall. lay Boy Fall. dafa daggoon sànq ma ni. dégg naa dëgg tey. lay ndeysaan. kooku ma dégg muy wax. magum kese ci àll baaxul. waaye xale kese ci àll baaxul. dëgg la. fu mu mën a doon mag ak xale dañu war a ànd liggéey lu ñu mën a liggéey. dëgg moom la. njëriñ. soo amee sa doole mag mi am xel. dëgg la. am bakkar fokk bu mu denc. boo ko waxtaanee moom loo bëgg a def dañ ko def. dëgg la. gis nga bu ñu bëggee course bi dox. sama waajoo ci toog. Ousmane. loolu ma dégg muy wax Ousmane ban la. Ousmane Doucouré ak Pape Diassé. ah Pape Diassé maa ko xam. waaye Ousmane Doucouré moom xamuma ko waaye li ma dégg mu wax. Ousmane Doucouré yàgg na ci comité gi. propriétaire de chevaux depuis plus de 40 ans bokkoon ci comité bi depuis 87 88. ancien membre comité bi la. Pape. administrateur civil. Pape maa ngi déglu Pape. ministre des sports. waaw. na dem seeti Ablaye Makhtar Diop. waaw. li ko manqué mi ngi ak Ablaye Makhtar Diop mu denc. waaye Matar. waaw. dama ne ministre des sports bu baax la ma am. waaw. mais kenn ku nekk am na koo xam ne moo la war a mën a dimbali. lu ma ko plus sagar. gis nga lii ma lay wax nii. maa ngi ko xam final gendarme Casa ba histoire bi amee. day di sa ñaari édition yi. maa ngi taxaw ci gannaaw Abdou Diouf ak Ibrahima Samb. booba Ablaye Makhtar Diop mi ngi nekk à côté sol jean ak benn t-shirt ak Adidas. gis nga bi gars yi sànni xeer yi ba mu jóg. ba ba ni capitaine Birame Ndiaye lu xew. waaw. di nga ci bàyyi gars yi ñëw fekk premier ministre yi. Colonel Mbaye Ablaye Makhtar Diop. capitaine Mbaye ci foofu la ko Abdou Diouf découvrir man maa la wax lii. dëgg la. gis nga xool na li mu def ci sport.
néew ma kenn mënul mën na. dëgg la kay. mais nag dëgg boo yoree fas da ngay seeti ki la jëkkoon yor fas. dëgg la. dégg naa mu wax léegi ci course bi li gars yi def yor sa fas yu bari dawal ndoo ko jël course bi yëpp bàyyi ñi def kooku doon lu course. maa ko moom moo fi def. course day équilibré. da ngay dimbali ñu mënul dimbali ñu néew doole. dem seeti sama waa ji nekk Kaolack. Mor Mati. Alaaji Mor Mati Sarr. ngay waxtaan ak moom ci course. xam nga fu Ibrahima xarit ak moom yombul. waaw. parce que day joxe li mu yor ba yow mu jënd moom li nga yor mu jox. wax nga dëgg la wallaay wax nga dëgg. ku yooyu noonu lay mel tab noonu lay mel. moom ak Pape Diassé moom. tant que jeexul du bëgg. Mor Mati. ba dem dugal Bambey. def na ma ko maag Alaaji Ndiaye ak Cheikh Niang. Alaaji Ndiaye mel na. wallaay dëgg la. parce que. dëgg la. li ngeen yor yëpp da koy joxe. ba mu jeex tàkk. day joxe li mu yor ba mu jeex dem na du course Mbacké. ma indi 3 millions. course bi avant muy daw mu ne ma delluwaatal Dakar ci coffre-fort ba. li mu indiwaatal ma 3 millions. mu yor lépp. rien que pour course bi dox. dëgg la. rien que pour course bi réussir. dëgg la. dégg naa nga wax tubaab bi mu ne nii mais kii la affaire bi nag. day dëgg. tous les hommes d'affaires sénégalais yi fi nekk actuellement nii. bàyyiwuma la kenn. nit ñëpp ci loxo Ibrahima Sam li ci ëpp ci loxo Ibrahima Sam lañ jaar. dugg ko Sénégal. wala canal de Abdou Diouf ak Senghor. maa ngi lay wax li man yal na yàlla def yóbbu ko si àddina yi gën a kawe. amiin yaa rabbal aalamiin. Pape Sène yal na yàlla may la wér ki yaram. amiin yaa rabbal aalamiin. defe naa ni am nga oto léegi de. waaw man déedéet. nañ ko jëlee oto. léegi waaw ma ndox la jërëjëf Pape. jërëjëf Pape ba àggale Alaaji Pape. waaw dafa am côté boo xam ni. lii nga ñu defal tey. bokk na ci li course su gën a rafle. dëgg la am na keneen de. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ndiaye bro. na nga def. ah Buro. allo. maa ngi lay dégg. voilà. Ñang Mballo ñu invité sa émission bi. waaw ëpp valeur tey moom ci la bokk. dëgg la ëpp valeur. ay nit ñu intègre ngay waxal. allo. voilà ñu ngi lay dégg waaw ñu ngi lay dégg ñaar. jërëjëf. ñu ngi lay dafa wax dégg ñu am solo. ay Serigne Tako Fall. ay Baara Joxaane. Ndiaye ndeysaan colonel ba. waaw ñooñu dama leen xam. Baara mu jàmm Ndiaye mu dama jàmm teel a ñaaw liggéey. ma. ndeysaan. boobu xam ni mi ngi SOAM. mu doon conseil Antoine Moussa Touré sama xarit. ministre des waaw finances. Touré ma xam ñooñu ñëpp ma xam leen. ñooñu ay ponkal. yow ki ngay waxee nii ponkal la. bu yow. émission nag tey bii moom franchement am na ñam. comme li kii wax. xale yaa ngi fi nga leen jox ñu liggéey. dëgg la. na xale yi liggéey. dëgg la. parce que ñoom moom dañ ko tetee moom. bien sûr. moom ay kilifa ko tetee. dëgg la. donc moom il est prêt mu joxe affaire bi. dëgg la. ku mel ni Cheikh Niang bu na ko joxe xale yi ñoo ko gën a mën a liggéey ñoo ko bon base bi ñu am moom amu ko woon. booy tey am na lu base bu ñu liggéey. man de course mu ci ma intéressé. ba ko neex course gis naa fi ay boy yoo xam ne jënd bi. ba ko neex amee ñoom ñëpp dañuy solo dañuy bu suba ay borom xaalis ñu ne fii ci dëkk bi. ba ko neex ma tudd seen tur. lu ñaaw def na benn geste bu noobu. le fait que ngeen dem seeti mbay mi. Ndiaye ndeysaan. lépp ko jot nee na ma maanaam béykat yi ñoo doon andi di def sport di yéeg ba. waaw sama kanam. yéeg ba mat maanaam fële ci kaw. booru Wakaam. sama kanam. yaa ngi dégg. Mbaye Gueye li métti la am fii au Sénégal. Mbaye Gueye c'est un grand monsieur. que mu neex nit ñi moom naqari leen Mbaye Gueye yal na yàlla fëgg boppam. amiin amiin man loolu laa koy ñaanal. ñu ngi koy ñaanal amiin dafa jaay Lamine Diack nag aussi yal na ko yàlla dimbali. amiin Lamine Diack ñu ñibbi si le 16 le 16 septembre dañ koy maanaam ci Abdoulaye Matar Diop nag ku ko xamul dégg nga ko. dëgg la. ministre noble am fit moom bu xeeri jógee mu xuus ci gars yi bu yegg si jógee mu dem bu fetal taxawee mu tax du taw vrai booy Dakar. jërëjëf. nag ni comme ni jaay Papa Dieng rek ay booy Dakar ngeen. jërëjëf. am leen jàmm jërëjëf xam nga tamit Lamine Diack moom ñu fàttali le 16 septembre ci la ñuy def àtte bi ñu koy ñaanal moom Pape Masta Diack mi nga xam ne mooy doomam. ci tuuma yi ñu leen teg te teguñu ko fenn. yàlla na ko yàlla teg ndax seen avocat bu mag boobu di Maître Moussa Sarr dégg nga li mu wax. ni ay tappale la rek ak ay njuuj njaaj. parce que xam nga fédération internationale yi intérêt yi fa am dafay bari. te bu ñu gisee ay nit ñu ñuul surtout ay sénégalais ñëw diriger ko. teg ko ci fulla ak fayda. boo leen nee jaar leen fii ñu bañ noonu rek lay mujjee. ndax dal na Amadou Mokhtar boobu ci UNESCO. bu mu jógee ànd ak Russie américains yi dañ ko ne du foofu. donc ku ci ànd ak koo xam ne rek ci yoon bu jub nga ànd rek dañ lay xeex. ndax loolu mooy géopolitique defe naa ne yow Ousmane li ma wax xam nga ko bu baax ndax administrateur civil nga. kon ñu ñaanal Lamine Diack ak Pape Masta Diack. ñooñu nga xam ne liggéey bu mag la ñu liggéey ci réew mi ba ñu ràññee ko.
ba yóbbu réew mi fanaam foo xam ni kenn yaakaar ko woon. yàlla na leen yàlla defal jàmm. te tuuma bii ñu leen teg yàlla na ko yàlla dindi ba mu set wecc. ndax bi Pape Masta Diack waxee bërki démb Sen TV xelu ñëpp dal ma. ndax lépp la wax. pexe yeeg préparation beeg xeex bi te xam nga xeexu xaalis dafa metti. dafa metti comme yàlla na yàlla musal. ci at bi nga xam ne dañu ko def le 16 septembre. ca Paris yàlla gën leen ci muy seen ndam di ndamu Sénégal. kon bokk auditeurs yi fi mu nekk nag émission baa ngi bëgg a jeex. 3 minutes moo ci des. waxtaanu tey bi nag li tax ñu def ko mooy ñu woo dañu bëgg maanaam course hippique bëgg fas te fas dégg nga li nga xam ni moom la suñu invité boo ko bëggee. bëgg rek mooy tax ndax dafay neex. dafa nekk loo xam ne lu neex a sopp la xam nga fas mu rafet. kenn mënu ko tënkaale ku dul jeeg bu rafet. ndax fas dafa rafet. kon daal auditeurs yi ñu ngi leen di wax li des bariwul mais mën ngeen woote ci 88 628 98 98. dëgg la li ci des bariwul waa ne waxtaan xaj na ci. kon daal Ousmane. waaw fi mu nekk daal avant émission bi di jeex. kàddu yu mujj yi mooy yow wax nga lépp mais lan nga yaakaar ni buñ fa jaaree daal course yi dina am maanaam changement bu mag. jërëjëf Pape damay jëkk nag jiital sama soxlay bopp mooy suñu tëngee gële damay ñaan loolu dong laa mën ci wàllu woowu bi ci des du ma ñaan damay wax li ma xam wóor ma ne loolu laa yaakaar ne moo koy defar waaye bii moom dama bëgg ñu dimbale ñu buñ ñu xañ suñu terrain ba tur wa rek Tanor Anta Mbaxar rek di saggan ba tur woowu suulu rek gàcc la ci Sénégal am nga koy woote waat de allo allo waaw allez-y. waaw. Alaaji Papa Dieng. waaw man la Xaadim Fall bu Mbàkke Bawol. waaw Xaadim na nga def Fall njëkk yaaram. waaw li gars yi développé nii yëpp kii bu neex la. waaw mais course dafa xaw a sooxe. parce que sooxe bi mooy pour tàmbali. infrastructure yi doyul ci département yi. dëgg la ba pare ñu bëgg a jël yéen soo xoolee CNG daanaka Thiès rek lay dawal. dëgg la alors que dans les régions am na ay courses yu fi am. dëgg la. xam nga. biir ces propriétaires yi nii. dafa am xeex gars yi dañ la waxul dëgg ji mais dafa am ay xeex yu nekk ci biir. na la jaaxal na xam nga parce que gestion. day transparent. dëgg la. dëgg la waaye Alaaji Pape. maagale. li ma ciy may. maagale Papa maagale. Ousmane heure bi jot na de. allez-y da ngay tënk rek dama ne 30 secondes la suñu terrain bi ñuy dimbale ñu bañ ko. waaw kooku ñëpp dégg nañ bi ci des li nga wax mooy lu koy defar. il faut qu'on mette en place un comité d'initiative. bu nga xamante ne bii. mooy piloter l'évaluation de ce qui a été fait de 87 à maintenant. ñu xam lan lañ ci def. dëgg la bu ko defee ñu mën a proposer état du Sénégal ne ko en attendant. ñuy def leneen. mais ku fi bëgg a liggéey ci lii nga war a sukkandiku pour liggéey. dëgg la ba ci lii kiy wax léegi nii décentralisation. ça va être un aspect sur le plan institutionnel. li ñuy def c'est pas de la décentralisation. dëgg la Mbàkke amul Louga amul te boo na mën Louga génn fi ñaar fukki xale yoo xam ne kenn ku ci nekk mën ngaa jiite. donc comité d'initiative boobu chaque région war na am représentant. dañu utiliser les autorités administratives ñu mener des enquêtes de moralité. waaye nekk Dakar tànn ña la neex foofu ca gox ba ne leen jiite leen. le gouverneur ñu noonu la ñu daan def man bi may bokk comité gouverneur mooy woote avec inspecteur de la jeunesse et des sports ak représentant élevage ñu ne diw la ñu feet enquête de moralité ñenn ñoo d'accord ak moom lan la tekk ci tund bi. lan la mën a jariñ fas. buñ d'accord ñu proposé ko ñu dajaleen ñu au niveau national muy comité d'initiative bi maintenant ñu décentraliser. bien sûr enfin loolu ça demande une évaluation bu Pape daal waaw maa ngi léegi sant di la gërëm. di la ñaanal yàlla ndax li nga def. sa góor gu baax ka Alaaji Ablaye Naar Samb loolu la doon def. ndax ñun loolu la ñu manqué fi ñu toll tey. lii nga def moom la course manqué. Alaaji Ablaye Naar dafa am ay wëllëreem yu ànd. Demba Fall Samb. nit ñi am ci jaar ci suuf. te loolu sunu ñii nekk ci course yi. yore rajo yi. di wax loolu boobu Ablaye Naar suyee la ñu waroon di jouer. dëgg la ba ñu réeroo. Alaaji Ablaye Naar dafa jënd guróom. ndeysaan kenn ki mu njëkk a seet si. mu def lu baax muy kilifa yu mag. noonu la mel mu ñëw ne ko man kat. damaa ñëw. waaye ci ndigalu diw laa ñëw. dëgg la te bëggul kenn dégg ma. lay dëgg bu sañoon man mii sax. du ma xam lii. waaye mi ngi lay xamal ni dara nekkul sa digganteeg moom. lay ndeysaan junni bii. ak guro gii. moo la ko jox moo la ko jox. def ko lu baax la jéggulu lay te ndeysaan dara doxul sa digganteeg moom. lay dëgg te Ablaye Naar ci boppam. moo xalaat loolu. xam naa ko kooku nekku ba àddinay tukki. sa place laa ko daan fekk. walay ngelaw du kii. lay ndeysaan ngelaw dootu jaar sama diggante lay moom. dëgg la ñii dañu yàq donc ku ma mën a am moom ko gën a. lay dëgg la mu déplacé dem ca ka ca des. kooka mu bëgg a jox junne ba mën a ko jëlal may naa la. junneem la làmboon de. dëgg la mu dem ca kële. noonu la daan def.
mu ne ko guro gi tibb ci mu ne ko bàyyil ma jël ci ñaari doom mu jëlaat guro gu yóbbu ko ca kooka lay ndeysaan ne ko ca diw laa jóge ndaanaan diw ko daa amul kudul yow lay ndeysaan bëggul kudul yow lii kat moo la ko jox lay ndeysaan di la ñaan nag xamal ni dara dox sa diggante lay ndeysaan mu ne ko àdduna dara dox bi sama diggante lay dëgg la mu ne ko buggul sax mu ngeen dajee mu mel ni lii am na seen diggante lay dëgg la wala yónni na ma wala kenn dëgg la ñoom ñooña ba ñu dajee kenn ku nekk da ngaa ful sa morom dëgg la lii nag ngay def yal na la yàlla guddal sa fan amiin yaa te barke lii nag ñun loolu la ñu manqué parce que bari na loo xam ni tey ji course yi nit course yi réeroo nañu dëgg la ñu nekk ci biir dong la dëgg ñàkk waxtaan ñàkk waxtaan doom ak ñu nekk ci biir dëgg la ndax gis nga li gën a bon mooy ñaar ñii as gor du fen as gor du wor as gor du bëgg it ba wax lu dul dëgg dëgg la kon ñii fi nekk yàlla dénk leen rajo yi nañu góorgóorlu ñoom itam bay boole nit yi di leen bañ leen taqale jërëjëf Pape kon mbokk auditeurs yi waxtaan bi tey fii lañ koy yemale incha allah mu doon rétro sport boo léegi dinañ ko tegaat ci guddi gi suñu invité tey nag ñu leen koy fàttali Ousmane Doucouré la ancien membre du CNG ak Pape Diassé bi nga xam ni ku ni fas ni Pape Diassé jërëjëf